guddi gi maam moomee guddi gi ñoom ñoo ko moomee mbay guddi gi yàgg na neex na te metti na te dëgër na kaj loolu affaire bu garaaw la xale xamu ko loolu dafa am miel am plante boo xam ni su guddi gi xaajee la tudd dañ ne 45 minutes avant laalal ñaari cuillère boo laalee ñaari cuillère xoolal da ngay bëri doole da ngay bëri doole guddi gi neex lool yàgg lool livraison à domicile c'est possible kon li may wax xam ngeen lan la miel la ak ay plante loolu nag mi ngi jugee Paris mi ngi tudd la nuit nous appartient la nuit nous appartient wooteel 77 751 59 59 ñi ngi bàyyeekoo Sacré-Cœur 3 ñu livré la ko yée guddi gi day neex lool. Merci de nous rester fidèles, amis internautes, vous qui avez choisi de nous suivre partout à travers le monde sur la chaîne des grands événements VIP People TV, comme son nom l'indique, s'informer, juste c'est vrai, comme ni ma koy faral di waxee saa yu ngeen abonné bu leen fàttee di bës cloche de notification bi mooy tax ngeen mën a jot suñu yeneen vidéo en exclusivité ba noppi daal di continuer di tapoter yi nga xamante ni mooy live bi de ko defee nag ngeen dem ci bouton boobu ñu bind rejoindre ngeen daal di bës rejoindre su ko defee ngeen bokk ci ñi nga xamante ni da ngeen di soutenir seen chaîne bi di VIP People TV pour mën a am ci ñi nga xamante ni ñooy am badge de fidélité bu seen chaîne bi di VIP People TV ñu dellu soit tey indi leen beneen numéro actu du jour comme nañu koy defee xool li gën a fës ci xibaar ak li koy saytu taataan ko segg ko faram-fàcce ko indi ko wi sax leen ko fii sur la chaîne des grands événements VIP People TV fi ñu koy tàmbali en ce lundi 13 octobre 2025 dañuy dem fële nga xamante ni maanaam mooy ca Café de Rome ginnaaw nag démb bi nga xamante ni ñii nga xamante ni ñooy pôle d'avocat bi doon assurer défense kii nga xamante ni mooy l'honorable député maire de Agnam Mouhamadou Ngom ñu gën koo xam ci turu Farba ginnaaw nag juróom-ñeenti weer yi nga xamante ni dafa nekk en lien de détention foofu ca kaso bu Rebeuss malgré situation de santé bi nga xamante ni c'est critique boobu ba tey nag tey ji ñi nga xam daal mooy pôle d'avocat yi dañu fas yéene jàkkaarloog ñi nga xamante ni mooy taskatu xibaar yi amal daal benn conférence presse boo xamante daal ci diggante laaj ak tontu la ñëw daal indi ay leeral jëmale ko daal ci dossier bi nga xamante ni moo téye seen client foofu ca kaso ba muy dossier bi nga xamante ni dafa suqeekoo ci rapport bi ñu dippee rapportu CENTIF nañu xooli extrait vidéo yi dellu si waat. Et de ce que j'ai lu dans le cadre de cette fameuse décision, des décisions concernant Farba Ngom, Mahamadou Ngom dit Farba, j'ai vu que le procureur de la République financier, dans le réquisitoire introductif qu'il a écrit pour demander principalement l'emprisonnement de Farba Ngom, ensuite la saisie de ses biens. Enfin, je lis que le réquisitoire dit, je demande au juge, enfin, après avoir dit mettez-le en prison, saisissez tous ses biens, le procureur dit au juge, je vous demande maintenant de faire une réquisition auprès de la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor pour obtenir des explications ou des documents justifiant des opérations financières. Alors, je reçois un rapport de la CENTIF qui vient de diverses personnes. Je dis, mettez cet homme-là en prison, saisissez tous ses biens, maintenant allez chercher ce qu'il a fait. Voilà le réquisitoire introductif. Voilà ce qui est écrit. Allez chercher ce qu'il a fait auprès de qui? Auprès du Trésor public et de la comptabilité publique. Donc l'enquête doit se faire, non pas auprès de Farba Ngom, mais auprès du Trésor public et de la comptabilité publique. Alors que c'est Farba Ngom qui est en prison. Et 9 mois après, aucune enquête n'a été faite. Ni auprès de Farba Ngom, ni auprès du Trésor public. En tout cas, aucun élément dans le dossier tenu par le juge ne contient les effets, les renseignements et les éléments d'une enquête quelconque. En tant que juriste, et messieurs, mesdames les professeurs de droit, mesdames, messieurs les personnalités, députés et autres, qui nous avaient fait l'honneur de nous rejoindre ici, de participer à cette étude scientifique, comment peut-être vous concevrez qu'on puisse mettre quelqu'un en prison pendant 9 mois, sans jamais l'écouter ni l'entendre sur ce qu'on lui reproche, à partir d'éléments non fournis, parce que les éléments fournis par la CENTIF, si ces éléments avaient été suffisants, on n'aurait pas demandé au juge d'aller chercher au Trésor public. Ça veut dire que la CENTIF dit, je vois que Tartampion a 10 milliards, ok, Tartampion a 10 milliards.
Et on dit, je vous mets en prison parce que vous avez 10 milliards. Maintenant, je vais dire au juge de dire au Trésor de nous dire d'où viennent les 10 milliards. Mais ça fait 9 mois. Personne n'a rien dit, personne n'a rien fait, personne n'a rien cherché. Nous avons un problème aujourd'hui au Sénégal. Au regard de cette procédure, j'entends. Je parle de procédure. Lorsqu'on prend la Convention africaine sur les droits de l'homme, de protection des droits de l'homme et des peuples, la Convention africaine de protection des droits de l'homme et des peuples, article 7 de cette convention. Cet article dit que tout individu a le droit à sa sécurité personnelle, a le droit de se défendre, a le droit d'être défendu, a le droit d'un travail contradictoire avant qu'on le poursuive et qu'on le juge. C'est la même règle posée par, sauf erreur de ma part, l'article 11 de la Convention universelle des droits de l'homme de 1948 des Nations Unies. Aucune personne ne peut être jugée, ne peut être poursuivie, jugée, sans avoir été mis en situation de se défendre. Or, arrêter quelqu'un, le mettre en prison, sans l'avoir mis en situation de se défendre, correspond à une violence. Quelqu'un dans une prison quelconque, sans l'avoir mis auparavant en situation de se défendre. Même pour une seule nuit. Mettre quelqu'un en situation de se défendre, c'est lui dire, monsieur, venez nous voir, je vous arrête, je vous mets à la police, je dis à la police tout ce que vous avez fait, il vous demande de prouver que vous ne l'avez pas fait. Ou bien lui, il prouve que vous l'avez fait. Et votre avocat est présent. On vous a mis donc en situation de vous défendre. Mais si après tout ça, l'autorité pense que vous êtes coupable, pense qu'au même il doit vous arrêter, il peut vous arrêter. Il peut vous arrêter. Parce que l'autorité n'est pas Dieu. Quand on ne la respecte pas, on viole les droits de l'homme. Chaque autorité a le droit d'arrêter quelqu'un. Mais dans le cadre d'une procédure obligatoire que la loi vous impose. Pour que l'autre que vous arrêtez soit mis en situation simplement de se défendre et de vous apporter les éléments contraires de ce que vous pensez. Vous pouvez accuser quelqu'un, ou on accuse quelqu'un, ou on dénonce quelqu'un. Le dénonciateur peut être un nulard qui ne connaît rien. Peut-être un méchant qui connaît tout mais qui est méchant. Peut-être quelqu'un qui est aveugle, qui n'a rien vu, qui a entendu, qui a dit. Et vous-même qui lisez un papier, peut-être même vous n'avez pas compris. Je passe 10 heures à faire du travail que je ne comprends pas parfois moi-même. Qui dit qu'il peut tout comprendre dans la vie, à tout? Avant de porter atteinte à la liberté de quelqu'un, avant de le mettre en prison, ce sont les lois du Sénégal d'abord, ce sont les conventions internationales africaines, ce sont les conventions universelles des Nations Unies qui disent contradictoire. Il explique, vous expliquez, il explique, vous expliquez, vous l'arrêtez, vous le mettez en prison si vous voulez. Mais aujourd'hui, ce que j'ai vu est que toutes les procédures judiciaires, je dis toutes, je ne caractérise aucune. Sur le plan du droit, je parle de droit, je ne parle pas de procès. Sur le plan du droit, toutes les procédures judiciaires aujourd'hui, résultant des rapports de la CENTIF, me semble, aux libertés individuelles, parce que n'ont pas été suivies ou précédées d'une enquête préliminaire par les officiers de police judiciaire qui permettent à un procureur de la République de faire un réquisitoire pour envoyer quelqu'un en prison. Mesdames, Messieurs, voilà ce que je voulais vous expliquer. Ensuite, la saisie de ces biens. Enfin, je lis que le réquisitoire dit, je demande au juge, enfin, après avoir dit, mettez-le en prison, saisissez tous ces biens, le procureur dit au juge, je vous demande maintenant de faire une réquisition auprès de la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor pour obtenir des explications ou des documents justifiant des opérations financières. Alors, je reçois un rapport de la CENTIF qui vient de diverses personnes. Je dis, hey, mettez cet homme-là en prison, saisissez tous ses biens, maintenant allez chercher ce qu'il a fait. Voilà le réquisitoire est objectif. Voilà ce qui est écrit. Allez chercher ce qu'il a fait auprès de qui? Auprès du Trésor public et de la comptabilité publique. Donc l'enquête doit se faire, non pas auprès de Farba Ngom, mais auprès du Trésor public et de la comptabilité publique. Alors que c'est Farba Ngom qui est en prison. Et 9 mois après, aucune enquête n'a été faite, ni auprès de Farba Ngom,
ni auprès du Trésor public. En tout cas, aucun élément dans le dossier tenu par le juge ne contient les faits, les renseignements et les éléments d'une enquête quelconque. kon ñoo ko déggandoo muy maître Doudou Ndoye bokk ci pôle d'avocat bi nga xamante ni ñoom ñooy assurer lii di défense l'honorable député maire de Agnam Mouhamadou Ngom ñu gën ko xam ci turu Farba Ngom après 9 mois bi nga xam daal dafa nekk en lien de détention foofa ca Casa bu Rebeuss malgré nag li nga xamante ni mooy état de santé bi nga xamante ni c'est critique lépp loo xamante daal kii nga xamante ni mooy collège des juges bu nekk foofa ca parquet bu pôle judiciaire financier sàkkoon na ko ci ay rapport d'expertise médicale ñu jàll di koy jébbal ginnaaw loolu mu sàkkoot beneen rapport contre expertise bi nga xamante ni moom ci boppam moo sàkku ñi ko koy defal ñu ñëw jox ko résultat yi ba noppi annoncé ko li nga xamante ni moo gën a grave xamal ni que daal li nga xamante ni mooy condition de détention Farba warul nekk dara loo xamante ni dafa méngoog li nga xamante ni mooy prison dañ ko war a bàyyi mu dem faju ji mais teewul boobu ba tey ñi ngi ko maintenir ci li nga xamante ni mooy kaso bi malgré dernière li nga xamante ni mooy liberté provisoire bi nga xamante ni ñoom avocats yi dugaloon nañ ko dañ ko mujj rejeté suñu sukkandikoo nag ci li nga xamante ni mooy rapport u CENTIF bi jàpp ne que daal moo épinglé ki nga xamante ni mooy l'honorable député maire bu Agnam di Farba Ngom sàkkoo ko ci li nga xamante ni mooy transaction yu doxoon ci digganteem ak homme d'affaires bi di Tahirou Sarr ginnaaw nag xaalis bi nga xamante ni mi ngi jógee trésor public ci trésor public la duggee ci compte Tahirou Sarr ginnaaw loolu nag li nga xamante ni moom l'honorable député Farba séq na ko homme d'affaires boobu di Tahirou Sarr mu jël xaalis bi jëlee ko ci compte Tahirou Sarr yóbbu ko ci compte Farba Ngom moo tax tey jii ñu bëgg ko toppee daal li nga xamante ni mooy blanchiment de capitaux détournement de deniers publics jëmale ko ci association de malfaiteurs tey nag ñi nga xamante ni ay borom xam-xam la ñu est-ce que tey Farba Ngom war nañ ko toppee détournement de deniers publics d'autant plus que musul occupé benn fonction jëlul xaalisu trésor public xaalisu Tahirou Sarr la daal di jël ginnaaw loolu nag li nga xamante ni tey jii mooy blanchiment de capitaux est-ce que xaalis bu ñuy blanchir dina jógee fële nga xamante ni mooy ca trésor public bi nga xamante ni état du Sénégal moom moo ko moom kon loolu yëpp yanu woon maanaam suñu sukkandikoo nag ci rapport CENTIF bi nga xamante ni ñi ngi ko créé daal ci loi bi nga xamante ni mooy loi du 14 février 2024 jëmale ko daal ci benn loi boo xamante ni daal day réprimer lépp lu jëm ci wàllu blanchiment de capitaux doon na aussi benn loi boo xamante ni dañ ko créé par li nga xam daal mooy CENTIF ku ñu ko xamal muy l'honorable député l'avocat maître Doudou Ndoye dellu si daal que CENTIF bi nga xamante ni du autorité judiciaire ndaxte ay magistrat nekkuñu fa autorité administrative la ay nit daal ñoo fa nekk ginnaaw nag nit mën naa mal intention daal di lay dénoncer su ko defee CENTIF du def sax enquête ci yow woo la xam ne que xaalis bi fan la jógee wala fan la jógewul mais day sukkandiku rek ci ay dénonciation daal di koy jébbal procureur nag daal di koy jébbal li nga xamante ni mooy juge d'instruction te du am benn enquête alors que ki nga xamante ni mooy juge d'instruction bi sax waroon na mën a ubbi li nga xamante ni mooy enquête jox ko daal ñi nga xamante ni tey jii maanaam day ubbi information judiciaire ñooñu saytul ko ba xam mais tey jii CENTIF su la épinglé rek jàppal ni que yow mën nga dugg kaso alors que ñii nga xamante ni mooy waa CENTIF autorité administrative la ñu suñu sukkandikoo ba tey ci CENTIF bi nga xamante ni du organisme juridique mais organisme administratif moom maître Doudou Ndoye moo ñu ko xamal ginnaaw nag juróom-ñeenti weer yi nga xam daal Farba Ngom def na ko foofa ca kaso bi amul benn yoon boo xamante ni daal entendre nañ ko jëmale ko daal ci enquête bi boo xamante daal jógee na foofu nga xamante ni mooy ca trésor public ginnaaw nag bi nga xamante ni lépp loo xamante ni moo soxal comptabilité nationale daf ko daal di relever moom maître Doudou Ndoye ginnaaw nag mettre ko en prison ci surtout benn rapport au CENTIF depuis boobu ba tey amul benn enquête boo xamante ni def nañ ko ci kii nga xamante ni mooy Tahirou Sarr juróom-ñeenti weer a ngi nii kenn déglu ko benn yoon Farba Ngom juróom-ñeenti weer kenn déglu ko benn yoon kon yaakaar naa ni soo demee bay tuumal nit war nga ubbi benn enquête daal di koy déglu mu wax la ni que xaalis bi fii la jógee wala ful la jógee mais boobu tey ñu bàyyi ko ci kaso bi en tout cas mu doon daal loo xamante ni démb pôle d'avocat bu Farba Ngom ñi ngi ko doon dénoncer daal ci kanamu presse nationale ak internationale bi xamal ni que daal li nga xamante ni moo détenir seen client foofa ca kaso bi du dara lu dul benn vengeance benn mais politique boo xam daal dañ ko ci dugal ci li nga xamante ni mooy ay dossiers judiciaires pour mën a jàpp ay nit daal tëj leen foofa ca kaso bi. Toujours dans votre acte du jour de ce 13 octobre 2025 sur VIP People TV suñ fa jógee dañuy dem ci affaire kii nga xamante ni mooy l'ex maire de Guédiawaye Aliou Sall frère de l'ancien président de la République Macky Sall ak ki nga xamante ni mooy soxnaam mi nga xamante ni ñoom it benn rapport au CENTIF daal moom la ñu tudd daal moo leen daal di épinglé ci biir loolu daal si la leen placé woon en garde à vue ginnaaw nag ci loolu la ñuy bénéficié wu daal li nga xamante ni mooy retour de parquet malgré caution bi nga xam daal tegoon nañ ko ci kaw table bi te wut nday ji delluwaat foofu ca kaso ba foofu la ñu passé li nga xamante ni mooy seen week-end ci biir loolu nag te yi nga xamante ni daal maanaam mooy Modou Fall def na ci daal ay révélation yu doy waar ci taxawaay bi nga xamante ni Ahmed Aïdara bi nga xamante ni moo wutu Aliou Sall ci boppu meeru Guédiawaye def na ko daal ci dossier bi nga xamante ni tey jii dégg nañ daal ki nga xamante ni tey jii maanaam mooy Ahmed Aïdara daal di koy yëkkati ci Aliou Sall ci biir loolu nag Modou Fall daal di ñu yéey yàbbi nañ déglu ji Modou Fall dellu si waat Aliou am na ndam parce que dadis góor kuñ naan Ahmed Aïdara sampoon garabu ko yàq deram partout dans le monde suuxat ko xam nga Ahmed Aïdara mooy kan
moom la D-Média ibbiloon ay buntam jox ko liñ naan revue de presse xam nga lan mooy revue de presse mooy kenn wër cee sos dara mooy yow li ngay xaar mooy L'Obs bind Tribune bind Public bind Le Populaire bind Walf bind Le Quotidien bind Source A bind nga boole li ñu bind lépp yekkal ko ki lay déglu te déggul wolof mënta lire journal loolu mooy revue de presse Ahmed moo ci demoon ba ñambaas ci suul kel du ko teree suul gaz du ko teree xeeñ ñëpp reprendre ko di ko way suul gaz du ko teree xeeñ yokkoon na ci sax Aliou Sall yokkoon na ci Aliou Sall suñu 400 000 yokk ci ñaari mandat ñetti mandat dañ koy tere Aliou moomu moo Ahmed moomu moo jëmbat garabu ko yàq der ci réew mi jëmale ko ci Aliou Sall ba njox ko ba garab gi meññi ba taw ay doom ba mu tas ci kaw Aliou Sall Aïssatou Aliou Sall mooy victime bi gën a sonn ci Pastef te lu waxoon Sénégal duñ ko dégg duñ ko gëm victime booy war pire victime jàppal Aliou Aliou lañ jiñoon sàcc jiñ ko sàccum 400 000 avant Pastef di falu mu mim fu ne teewut ñenn ci sénégalais yi gëm ko Aliou moom la Pastef faluwaat mu toog jàpp njàmburam bëgg lu ko noppal ba ne bàyyi naa politique des ci liggéeyu boppam wallaay ndeysaan ñu jàppaat ko yóbbu kaso ci liggéeyu boppam waaw léegi nag laaj bi mooy ndax Sénégal dañ fi bañ ko liggéey waaw wala ko am xaalis ndax Sénégal dañ fiy bañ ko tekki dañoo bëgg ñëpp torox daal ñëpp pauvre ndax Sénégal dañ fiy bañ kuy ut ndax Sénégal dañ fiy bañ jënd suuf ndax Sénégal dañ fiy bañ jaay suuf laaj bu am solo nga samp Ousmane Sonko mii Madiambal Diagne nee na ko ñi ngay jàpp di leen jiiñ suuf ak xaalis yaa leen ko ëppale boo wane woon sa alal nit ñi daal seen gémmiñ dama tey xalaatu ko parce que day jënd suuf day jaay suuf amul ku jëndul suuf amul ku jaay ay surtout koo seen muy dem bëgg na suuf bu ko amut it bëgg na ko dëgg la parce que gor su ne bëgg nga am kër pour nga am kër faaw nga am suuf pour nga am suuf faaw nga jënd ko waaw lan moo tax en plus BTP ñu ne ko waroo jënd suuf dëgg te loolu mooy rôlam lan moo tax ñu ne Aliou Sall doon tere ko Macky Sall waaye warut a tekki waaw te muy sénégalais lan moo tax ñu ne warut a liggéey lan moo tax ñu ne warut a créer fi boppam warut a tedd daal lan moo tax ñu ne warut a tedd président Diomaye mii tey ministre du commerce bi nu mu tudd muy xaw nag nan Diop kii commerce kan du kii Diop Serigne Gueye Diop Serigne Gueye Diop waaw Sandiara gi mu dëkk waxul ni président Diomaye am na fa 4 hectares waaw 1000 mètres carrés ak 4 hectares lan moo ëpp. 4 hectares du morom benn xaaj. 1000 mètres carrés bi ñuy joppee Aliou Sall te du 1000 yi. 500 yi la ñu xaaj ko. 500 yi la bokk ak beneen entreprise kon mën nga ne 250 mètres carrés. waaw 250 mètres carrés bi ñuy joppee doomi jàmbur ji. ak 4 hectares lan moo ëpp. 4 hectares du morom. voilà. léegi ndax suuf du suuf. suuf kay suuf la. kaña la kaña la ja ca jiwaaloog ja ca sanjaraayam kaña du kaña yaa de kaña kaña du kaña suuf du suuf yaa de kaña ede kaña yaa de kaña ede kaña d'accord dégg naa la dégg naa la kaña Ndakaaru gerte la kaña Saalum kaña Ndakaaru ci poche lay dugg kaña Saalum gerte lay dugg dégg naa la d'abord li ma bëgg a wax mooy Aïssatou Fall Aliou Sall bu fekkee def na benn erreur mooy daa nekk rakku Macky Sall te mënu si dara nag te Aliou demandul nekk rakku Macky Sall déedéet Aliou bu xamoon ne bu Macky Sall nekkee Aliou bu xamoon ne bu Macky Sall nekkee président coono yi lay daj bu jógee ci président gi moom Aliou dootul mën a tukki moom Aliou du mën a am liggéeyu boppam moom Aliou du mën a jaay suuf moom Aliou du mën a jënd suuf Aliou du laaj sax maire Guédiawaye déedéet laaj lekk maa la may sama te xam nga lu ñu umpale te xam nga lu ñu umpale danga jàdd waaw télé bi dégg nañ la merci te xam nga lu ñu umpale yaa ngi siy garaaw non dafa sikk xam nga lan lañu umpale xam nga lan lañu umpale mooy Ahmed Aïdara mi ñu bëgg a neexalee mu des mairie Guédiawaye tax ñu tëj Lat Diop mi nga xam ne waa Guédiawaye jox nañ ko bopp ñu ne doyagul bu Aliou nekkee ci biti Lat nekk ci biir wóorul Aliou mën na doon candidat te Aliou nee na bàyyi na politique waaye taxul ba tey seen xel daal ñoom wóoluñu kenn xoolal ka gën a tuuti Guédiawaye moo ñëw for affaire bi dem bu nekkee candidat du ko for de Aliou Amadou Aliou Ahmed a ko foroon ka gën a tuuti Guédiawaye
responsable politique ba fa gën a tuuti wala militant ba fa gën a tuuti nañ ko samp mu nekk candidat day gagné Guédiawaye day gagné Ahmed Aïdara. ah bon kon faa da nga fa ne ñi kon ñi jeexal nañu. Ahmed dadul ka de Ahmed tool na élection jot rek mu joxe. ma ne Ahmed bari nañu de bëgg dara. Ahmed ñaara ngi nii ñaar mënatu cee am ndam. bana ban. mairie ak presse. waaw. média bi waaw. mairie ak presse média moo ko defee. ma ni. mënatu cee am. mairie ak média Ahmed mënatu cee am ndam. ah bon. Ahmed dafa saxatul dara ci média sax. mairie ak média Ahmed gis nga. mbaa dafa jeexal gis nga Momo. Bougane dafa jeexal kon. waaw Bougane waaw. Bougane. day defar nit ba nit naa ko ci bëtam. dëgg la. dafa nañu bari. Bougane. day defarus gor. ba gor si naa ko ci bëtam. Bougane. waaw. moo defar Ahmed Aïdara ba Ahmed Aïdara jàpp ne moom mooy des médias. bew fuuy. Mansour Diop bis bi muy toog naan Bougane na ma jox moo ma njëkk a jox caabi oto. Bougane tax na ma dawal ñaari oto tabax ñaari étage. moo ko wax. léegi li ma bëgg a wax mooy Ahmed Aïdara bi muy yegsi ci Bougane. bu daan def revue de presse daan tëgg tabal. xam nga boobu ku nekkoon directeur am. kan Ibrahima Benjamin Diagne. Diso FM Mbacke. Diso FM taalibe Sëñ Tuubaa bi ko moomoon da ko joxoon sëñ Sidi Muxtaar yàlla na yàlla yokki leeram addi Sëñ Tuubaa. Ahmed Aïdara nekk fa. def ay yëf. ak ndaw si nekk RFM di def tàgge yi. ami kii. Ami Soumaré. moo daan def journal midi bi. ak 13h. Ahmed di tëgg taabal ji. moo daan soxna ak Ami Aïda. Ahmed di tëgg taabal ji. su ma jublu sax mën naa ne goroga foofu la woon taaxuraan Ibrahima Benjamin Diagne ni ko journalisme mu àndut ak taaxuraan lii yëfum làmb la mbër yee ko yëf. est-ce que boobu nekkoon mbër. dama ni déedéet parce que mbër na. parce que daanaka soriwut ak mbër yi. soriwut ak mbër. léegi Ahmed moomu. moo samp garabu yàq deru Aline Sall. ba indi fii Aline. waaye dinaa wax benn affaire de. Aline joxewul caution mukk man gëm a gëm ni joxewul caution pour dafa bëgg a dem. mais dafa am loo xam ne. góor soo ko def mu taxaw. góor soo diri waale jabaram. waa dootul xalaat boppam. jabar lay xalaat. njabootam lay xalaat. njabootam mu ngi tàmbalee ci jabaram. parce que maa ngi dégg sax ñeen jabar ji dafa bàyyi ay xale yu ndaw. wallahi. xam nga lii. waaw góor nag boo ko defee noonu. as góor nag boo ko defee noonu li muy njëkk xalaat mooy. oui kii moom na mucc ba pare. buñ ko laajoon caution milliard. bu ko amul jaral na ko lebi ko pour joxe. dëgg la waaye naa la wax benn affaire de. Macky Sall bu dama jëlale ngeen tëj ngeen téye Alioune Sall pour tëj ko. Macky Sall doo arrêté ci xeex bi de bu ngeen jàppoon Aline. jàpp Marème jàpp jabari Aline jàpp Amadou jàpp Ibrahima. du ko tee raaga ak Macky yéen du ko tee mu xeex ak yéen. ñoo raaga ak yéen parce que gumba bu ne nañ sànnante xeer a nga ca poosam. maa la ko wax. xam nga luy dëgg. waaw muy. Alioune Sall. délit bi mu def mooy daa bokk ak Macky Sall. kese day def de fraternité. xam nga ban délit la Abdou Nguer def. mooy daa dégg sénégalais yi. ba mën a wax ak sénégalais yi di ko déglu. ba pare xarit Adji Sarr la. boobu la Abdou Nguer def ci délit. muy am dégg-dégg ba pare doon xaritu Adji Sarr. kon ñoo ko déggandoo muy révélation du chroniqueur Modou Fall bi mu nekkee ci plateau Aïssatou Diop Fall yëkkati na daal ay kaddu jaglal ko ki nga xamante ne mooy l'ex maire de Guédiawaye di Aliou Sall bi nga xamante ne rakk la ci l'ancien président de la République du Sénégal son excellence monsieur Macky Sall ci li nga xamante ni moom Ahmed Aïdara dafa jugoon pour yàq deram daal di koy tuumal jëmale ko daal ci li nga xamante ni mooy affaire u 6 000 milliards et affaire u Petro-Tim bi nga xamante ni yëkkati woon na ko dem bay revue de presse chaque jour di yëkkati kaddu boobu di ko wax suul gaz du ko tere xeeñ ba ndaw ñi ku nekk di laaj Aliou Sall jox ñu suñu 400 000 yaa ñu ko yoroon tey jii nag bi nga xamante ni loolu kenn prouvé ko teguñu ko fen ba ñuy jàpp Aliou Sall ci rapport CENTIF tout payu ñu ko dara loo xamante ni alalu Sénégal la loolu société boo xamante ni moom moo ko créé de 1% jox ko ki nga xamante ni mooy soxnaam jox ko daal mu doon li nga xamante ni mooy gérante bi ba noppi daal di koy defal procuration ci ay transactions yoo xamante ni ñu ngi koy def dem lebi ji xaalis fële ca banque loolu daal la ñuy gis ci ay virements yoo xamante ni jaar na ci seen compte tey jii loolu la ñu gis waaye nag warul bett kenn ci ki nga xamante ni mooy Ahmed Aïdara mooy ki nga xamante ni moom la Bougane Gueye Dany ubbiloon ay buntam jox ko micro jox ko lépp loo xamante ni tey jii moo ko may doole kooku tey jii moo wëlbatiwaat di xas ki nga xamante ni mooy Bougane Gueye Dany ak groupe de média bi nga xamante ni tey jii lu mu doon mën nañ jàpp ni ko loolu moo ko def
tey su demee ba mën a nekk li nga xam te ni mooy maire Guédiawaye yaakaar naa ni audimat bi ak communication bi kii di Bougane Gueye Dany moo ko joxoon en tout cas mu doon daal li nga xamante ni moom Modou Fall le chroniqueur daal dina détruire daal ba noppi daal di réduire kii nga xamante daal mooy Ahmed Aïdara au néant jàpp daal di nitu dara tekkiwul dara amul dara loo xamante ni tey jii tekki na ko ci réew mi nit waru ko def référence waru ko nawloo en tant que maire Guédiawaye nga remplacer ku mel ni Aliou Sall ak ni nga yàqee dara waroon nga fa jéem a def li nga xamante ni Aliou Sall defu ko fa waaye ba tey jii da ngay nekk ci plateau yi di wër di continuer def ay revue de presse kon donc kii nga xamante daal mooy Ahmed Aïdara jàppale ni que daal Aliou Sall am na ndam ci kawam. Toujours dans votre actu du jour de ce 13 octobre 2025 sur VIP People TV suñu jógee ci Modou Fall dañuy dem seeti le régulateur aussi dellusiwaat na ci beneen élément boo xamante ni élément des médias la woon muy Mansour Diop nag bi nga xamante ni wax bu rafet bu nekk teg na ko ci ndoddu kii di Bougane Gueye Dany tagg bu nekk tagg na ko teraanga bu nekk Bougane Gueye Dany defal na ko ñooñu ñoo dem ba ci biir daal di woon Bougane Gueye Dany ginnaaw ba noppi xëy ay yëkkati ay kàddu yu ñaaw di xas di jox yoo xamante ni dafa doy waar di ko teg ci ndoddu kii nga xamante ni mooy Bougane Gueye Dany nañu déglu ji le régulateur moom it daal jël wàllam daal di recadrer bu baax a baax ki nga xamante ni mooy Mansour Diop bi nga xamante ni journaliste la woon nekkoon foofa ci des médias doon def ak émission Ahmed Aïdara tey ñoom ñaar yëpp dañu mujj war ki nga xamante ni mooy Bougane Gueye Dany ba noppi war askan bi nga xamante ni tey ji amoon nañu estime am sympathie si ñoom seen vrai visage dañ ko mujj découvrir ginnaaw bi nga xamante ni ay opportunistes lañu nañu déglu ji le régulateur dellu soir. salaamaaleykum gars yi journaliste bii di Mansour Diop dafa nekk ci manipulation bu rëy Mansour Diop Macky Sall dafa bind interpeller Cour des comptes interpeller ministère des finances Mansour Diop waxul ci loolu mais xam nga lan la wax Mansour Diop dafa ni Macky Sall li muy interpeller Cour des comptes ak ministère des finances rapport yooyu moom moo ko njëkk a gis ñoom Sonko dama leen déglu leen vidéo Mansour Diop bi grand. Macky nag léegi continué na léegi nee na day interpeller suñu ministre des finances Macky day interpeller suñu Cour des comptes yow Macky buy interpeller Cour des comptes te rapport yi muy interpeller Cour des comptes ñu jox ko moom moo ko njëkk a lire Sonko moo ko njëkk a lire Diomaye da koo lire ba noppi xam ne ay njabootam ay sàcc lañu mu teg ci conco ay laa di moom moo ñu ko wax. waaw léegi nag. ngeen Mansour Diop li mu wax ci vidéo bi nee na Macky Sall mu ngi interpeller Cour des comptes di interpeller ministère des finances te rapport bi ñu publier nee na moom moo ko njëkk a yor ñoom Sonko ak njëkk ko yor waa ministère des finances kon lan lay interpeller maanaam dafa bëgg a wax ni rapport bii nga xam ne tey moom la Macky Sall di wax di interpeller Cour des comptes que Macky Sall yoroon na ko ba pare alors que ce n'est pas vrai dama leen bàyyi ngeen déglu Cour des comptes li mu wax. maanaam gouvernement bi dafa def benn rapport jébbal ñu ko ñun ñu càmbar rapport bi ñu gouvernement bi jox bokkul ak bu cour bi jógoon dem si coobare boppam dem ne day auditer ministère des finances vraiment distinction boobu tamit il faudrait que ñu maîtriser ko ñun rapport lañ dox ñu auditer rapport wuute na ak ñu jógoon ne dañuy auditer par exemple direction des impôts et domaines wala leneen bon distinction bi dafa am solo. Quand nous avons fini d'élaborer le rapport provisoire, nous l'avons transmis à l'entité qui nous avait remis le rapport sur les finances publiques, à savoir le ministère des Finances. Donc la contradiction entre la Cour et le ministère des Finances a été bel et bien assurée. Maintenant, l'autre contradiction entre le ministère des Finances et les autres autorités épinglées ou entités épinglées, cela ne relève pas de notre ressort. damay laaj rek sénégalais yi Mansour Diop aussi tamit di la laaj Mansour Diop lu mel ni nan nga ko mën a defee yow sa entreprise lan la mooy gëmloo sénégalais yi que Macky lii muy laaj Cour des comptes moom xamoon na ko yoroon na ko alors que dégg nga waa Cour des comptes lu ñu wax nee nañ ñoom audité wuñu gouvernement bi ñoo yor seen rapport yónnee ko Cour des comptes pour mu xool ute na ak Cour des comptes jug ñëw audité yow ngay gëmloo nit ñi naan Cour des comptes rapport yii nii muy laaj Cour des comptes Macky yoroon na di ko laaj Cour des comptes alors que dégg nga lim waa Cour des comptes wax nee na gouvernement bi moo def auditam ministère des finances def auditam yónnee ko te bi mu ko yónnee def na ci ay contradiction def ci lépp yow Mansour Diop nga bëgg a gëmloo Sénégalais yi ne Macky Sall lii muy bind nii lu mu yoroon la moo ko njëkk a gis ñoom Ousmane Sonko moo ko njëkk a gis ñoom Bassirou Diomaye Faye man jommi naa
yow Mansour journaliste nga donc lii la gars yi Africa 7 TV bi nga xam ne moom lañ teg lii rek la na sa xel yi joxe une fausse information mais nag lu waay teg rek am na lu ko mën a dindi. kon ñoo ko déggandoo muy kàddu yoo xamante ni moom la régulateur seetlu na ko ci Mansour Diop bi nga xamante ni nekkul dara lu dul ci manipulation jéem a jaxase xelu askan bi jëmale ko ci kàddu yi nga xamante ni Macky Sall wax na ko daal di koy bind dafa interpellé li nga xamante ni mooy Cour des comptes ak IGF jëmale ko daal ci rapport yi nga xamante ni tey jii ñi ngi naan daal dafa am benn bor bu ñu ne ba ci biir loolu nag del na daal benn pôle d' avocat ak ay experts financiers pour que su ko defee daal askan bi yëpp xam ne ni que ñi nga xamante ni mooy l' actuel régime lépp lu ñuy wax jëmale ko daal ci bor boo xamante ni dañ ko nëbb dara amu ci no sens la c'est pour diaboliser pour masquer li nga xamante ni mooy seen incompétence ak seen télé bi nga xamante ni am nañ ko ci bopp réewu Sénégal biir loolu nag Mansour Diop nag bi nga xamante ni jamono ji changé na vestam nekk na daal un opportuniste boo xamante ni daal journaliste projet bi la jamono ji daal bëgg na yàq ay kàddu Macky Sall bëgg ko interpréter d'une autre façon kon daal ki nga xamante ni mooy le régulateur bi nga xamante daal askan bi ki nga xamante ni daal mooy Mansour Diop posture bi nga xamante ni jël na ko du dara lu dul manipulation pour jaxase xelu askan bi waaye na jàpp ni que c'est peine perdue ndaxte askan bi jamono ji yeewu nañu ci wax yoo xamante ni yàgg nañ ko dégg ci régime bi nga xamante ni moo fi nekk te ba tey jii mënuñu indi benn firnde daal di koy teg ci table bi lu dul yàq der bi nga xamante ni moom lañ leen xamee ëpp na fukki at bi nga xamante ni balaa ñuy jël pouvoir bi moo tax tey jii bi ñu yoree pouvoir bi yàq der boobu la ñu foog ni ko mën nañ yor li nga xamante ni mooy askanu Sénégal moo tax ñu dem wuti ji seen ay journalistes yoo xamante ni tey jii ñoom ñëpp ay opportunistes lañu ubbil leen daal seen benn média boo xamante ni toogeewuñu fa dara lu dul jéem a manipuler askan bi waaye nañ jàpp ni daal lépp loo xamante ni lu safaanoog dëgg la suñ ko fi tegee am na ñoo xamante ni taxaw nañ temm pour dajji ko ci kanamu askan bi toujours dans votre acte du jour de 13 octobre 2025 sur VIP People TV suñ fa jógee dañuy dem seeti ji la républicaine Ndeye Sow Leila jiite parti bi ñu dippee UPR ginnaaw nag bi nga xamante ni dellu si waat na daal def ay révélation yu doy waar jëmale ko daal ci kii nga xamante ni moom lañ dippee le chroniqueur du peuple di Abdou Nguer moom it mu nekk en lien de détention ginnaaw nag bi nga xamante ni jàkkaarloo nag li nga xamante ni mooy juge bi ci procès boo xamante ni amoon na fële nga xamante ni mooy ci tribunal correctionnel bu Dakar ñu ngi xaarandi verdict bi le 12 novembre bi ñu jëm ci biir loolu nag Ndeye Sow def na ay révélation yu doy waar jëmale ko daal ci kii nga xamante ni mooy le chroniqueur du peuple Abdou Nguer nañu déglu ji Ndeye Sow Leila la républicaine dellu si waat. chiffres yi président wax procureur nee na ko 2023 chiffres yooyu 2023 la woon président wax ba pare yow nga ñëw dindi ay waxam mu ne ko damay laaj fa 104 milliards yi la jaar après nag ci la maître El Hadji Diouf jógee mu laaj ko ndax jàng nga yoon lan moo tax nga bëgg a dugg ci li nga xam ne yow jànguloo ko. mais attends. man nag bu ma fa nekkoon xam nga lu ma koy tontu moom procureur bee ko wax wala. le juge et le procureur même. waaw léegi ba xam jàng nga droit la ko laaj. waaye xam nga nag ndeysaan man au fait maître El Hadji Diouf xanaa yow da nga fàttee laaj da nga fàttee wax procureur bi ne ko tey soo taxawee devant la barre nga def délit ñu laaj la nga ne man jànguma dañ naan la nul n'est censé ignorer la loi loolu lañ lay wax. yow xam nga loolu laat wala xamoo ko. xam naa ko maître El Hadji Diouf soo taxawee ci yoon. ñu ne la lii nga def ak leef dëll la nga ne ko xaw ma ko woon dañ naan la nul n'est censé ignorer la loi. Abdou Nguer waxul xaw ma ko woon de. non wax comprendre li ma wax de. parce que daf ne ko waa ji daf ne ko. yow jàngoo. lu tax kon ngay wax ci lii. waa ci justice. waaye luñ ñu jàngal ñun citoyen sénégalais bi luñ ñu wax. lu tax président wax ba pare nga dindi waxu président. dama ne la ñun seen citoyen sénégalais lan lañ ñu jàngal. dañ ne nul n'est censé ignorer la loi. kon ku ci nekk fi Sénégal xam nga war ngaa xam li loi di wax. ak li loi di bëgg ak li loi di bañ. ñun jànguñu loi mais am na loo xam ne wax bu dofee nopp ba koy dégg warta dof. président mën na wax ba pare ma ne waaye yow dëkk boo xam ne da ngay président da lay wax nga ne waaw. président da lay wax suba boo xëyee saaga ma nga saaga ko. président institution la de. waaw moom la moo tax ma wax loolu man la. dañoo bëgg ñu nekk ci dëkk boo xam ne président day xëy ne la saaga ma nga saaga ko. non loolu laa lay laaj. non. tey président su ma waxoon ne ma ndey boo xëyee saaga ma nga foog ne dama koy saaga président du moom mooy jël si de. mais ñi ma war a jël si ñoo may jël si. loolu mooy dëgg. kon Abdou Nguer ak keneen tout citoyen tu as le droit président wax loo xam ne sa xel tey na ci jàppul sa xel nga ne ko président juum nga d'accord ma. muy président muy premier ministre. on n'est pas dans un pays de dictature. d'accord l'émission. on n'est pas dans un pays de dictature. Je suis vraiment désolé. D'accord. Je suis vraiment désolé. Pourquoi Abdou Nguer warta mën ne d'accord ak président de la République parce que président sax mën na wax juum. Macky Sall yàgg a wax ñu lu ne traité nañ ko fi Macky Sall. bu nekkee Diomaye mooy tax ñu war a tëj kii bi naka lañ koy waxee. Abdou Nguer Abdou Nguer
ci naka offense au chef de l'État ñi ngi wax Diomaye waxal ak gars yi nag parce que Abdou Nguer dégguñu fenn fu mu la offensé ñun Abdou Nguer ñoo du seetaan sax muy yeb kii que ce soit nag parce que Abdou Nguer dañ koo xam muy rakk ci ñun kon su defee lu jaadoo dinañ jël suñu téléphone ne ko Abdou Nguer on n'est pas d'accord avec toi ci lii angi wala ñu woo ko ba mu ñëw ñu yeddu ko régime bi mooy wax ne ma émission bi jeex na mais il faut ma laaj. kon ñoo ko déggandoo muy révélation yi nga xamante ni moom la républicaine Ndeye Sow Leila def na ko ci plateau référence actu ginnaaw nag journaliste bi bu mu ko dellu siwatal ci procès bi nga xamante ni moo doxoon ci diggante Abdou Nguer ci kanamu procureur ak ki nga xamante ni daal mooy juge bi ginnaaw loolu nag li nga xamante ni mooy Abdou Nguer waxoon na ko jëmale ko daal ci li nga xamante ni mooy rapport au Cour des comptes ci li nga xamante ni Macky Sall bàyyi woon na ko fi balaa muy dem ci benn montant boo xamante ni toll na ci 278 milliards ak li nga xamante ni tey jii gouvernement bu bees bi ñuy wax ak Cour des comptes li déclaré mu am benn écart bu 64 milliards moom Abdou Nguer dafa taxaw laaj leen fan la 64 milliards bi dugg lii nga xamante ni maanaam mooy juge bi ak procureur yi laaj ko di ko est-ce que jàng nga ndaxte lii ngay wax nii lu tax ngay dugg ci li nga xamante ni jàngoo ci biir loolu nag moom jàpp na ne que tey jii Ndeye Sow Leila li nga xamante ni laaj nañ ko avocat yi dañuy waroon wax ni ko juge bi tey di su dee jàngoo nga ñëw def délit ñett lay atte juge bi da lay naan nul n'est censé ignorer la loi même soo nee jànguma dañ lay naan amul kenn koo xamante ni da nga censé wu pour ignorer lii nga xamante ni mooy la loi lu tax tey jii ñu bëgg a taxaw ak Abdou Nguer di ko naan ndax jàng wala jàngoo li am solo li Abdou Nguer wax mi ngi ci page 26 bi nga xamante ni rapport Cour des comptes moom moo ko def Abdou Nguer doon un citoyen sénégalais boo xamante ni am na plein droit daal di laaj lépp loo xamante ni moo ko neex jëmale ko daal ci li nga xamante ni tey jii dafa concerné suñu gestion publique jëmale ko daal ci askan bi rawatina muy Sénégal kon donc yaakaar naa ni tey jii lii nga xamante ni daal gis nañ ko foofu Abdou Nguer ñàkk jàngam tey jii yaakaar naa ni tey jii plateau boo xamante ni Abdou Nguer toog na fa am na ñoo xamante ni jàng nañu ba yey seen kayit mais Abdou Nguer nu mu mënee convaincre wax leen li nga xamante ni lu leer la lu limpide la te du manipuler te du sos te du fan moo ëpp solo ñi nga xamante ni tey jii jàng nañ te duñ wax liñ ci dëgg donc je crois que procès bi mënoon nañ ko wekk feneen comme on dit toujours rek Abdou Nguer amul dara loo xamante ni mën nañ ko toppee jëmale ko ci loi mais dara lu dul jaay ko doole parce que wax bi muy wax su dul woon amul woon sens je crois que lu toll ni tey république du Sénégal di état ñi nga xamante ni am nañu 4000 cadres war nañu yóbbu seen cadres yi lépp lu Abdou Nguer wax ñu daal di koy daaji mais tey jii Abdou Nguer da leen dominer ci communication bi dominer leen ci plateau bi commencé yee askan bi xamal ni que daal ñii dañ leen doon nax moo tax tey jii ñu daal di koy ca fële nga xamante ni mooy ca kaso ba noppi daal di koy yóbbu instruction ci li nga xamante ni jotoon na uniquement ñu yóbbu ko flagrant délit donte ki nga xamante ni tey jii moo publié woon vidéo bi ak li ñu ko toppee woon tey jii bañ koy jàpp ci affaire u décès Badio Camara la woon du woon ay affaire u rapport u Cour des comptes lu tax ñu dem ba ci biir di wër beneen ponk boo xamante ni foofu la ñu bëgg a suuxalee Abdou Nguer kon donc je crois que li nga xamante ni Abdou Nguer def na ko ci kanamu juge bi loolu beneen ndam la boo xamante ni tey jii amaat na ko ci kanamu ñi nga xamante ni tey jii ñoo ko yóbbu foofa ca kaso bu Rebeuss. Toujours dans votre acte du jour de ce 13 octobre 2025 sur VIP People TV suñ fa jógee dañu dem seet ji Abdou Karim Gueye président mouvement rappel à l'ordre jëmale ko daal ci arrestation Aliou Sall bi nga xamante ni tey jii moom Abdou Karim Gueye en tout cas chargé na daal bu baax a baax ki nga xamante ni mooy Ahmed Aïdara jàpp na ko daal Ahmed Aïdara amul benn retenu ci li nga xamante ni tey jii jàppee nañ ko ki nga xamante ni mooy Aliou Sall donte tuuma yi nga xamante ni yàgg nañ ko teg ci ndodam waaye tey jii dañu jógee ci 6000 milliards ba ci li nga xamante ni tey jii mooy 150 millions de francs CFA nañu déglu ji les révélations de Abdou Karim Gueye xurum xaq président mouvement rappel à l'ordre teg ci bopp bi xam nga la mooy raison bi la moo laa expliqué parce que Ousmane Sonko moo taxaw xam nga ni boo xam ne wax ni Ousmane Sonko moo taxaw daane man bu kenn jàpp ni ministre de la justice du poste politique su ma nee ministre de la justice demal nga poursuivre Déthié day poursuivre Déthié da koy topp. Et pourtant ils étaient bien partis hein. beneen bi moo taxaw ne ñu DG Azer deful dara. mais xam lu grave xam na moo doy wax. léegi nag da nga ñëw si yaa ngi wax ay waxu rapport scientifique yeeg rapport yi. corps de contrôle laa lay wax. li tax ñu mën a am possibilité. taxaw topp nit quoi jékki-jékki topp Bokar jékki-jékki topp Seckène bi xam nga ñoom lan mooy seen problème li ñi xamul corps de contrôle yëpp ay magistrat ñoo fa rek moom des scientifique. man après dama toogaat gëstuwaat scientifique quoi di xoolaat scientifique parce que man dama doon wax scientifique ñu dafa crédible scientifique nangam mais ma xool ndekete scientifique xaw ma ki fi ne xaw ma DG la xaw ma lu mu doon ngan di politicien la président scientifique non mais président scientifique monsieur Diaby xaw ma inspecteur des impôts kaay may la xaaral ma daal rek xam nga lan la woon c'est-à-dire moom en réalité Bachir jàppal loolu mi ngi ñëw inspecteur des impôts la déedéet yemul foofu dafa bokkoon si parti Mame Mbaye Niang MRDS voilà moo nekkoon trésorier MRDS li njëkk a dugal Ousmane Sonko ci liste ah bon oui liste pour mu dem législatif liste bi parti bi njëkk accepté Ousmane Sonko dugal ci liste ñoom ñaar ñoo toppante woon voilà c'est-à-dire c'est des amis ñoo bokk impôt domaine exactement c'est-à-dire en réalité ñun li ñu doon xeex mais gars yi lu tax duñu wax yi ngeen di mais yii nii c'est que lii il faut Sénégalais xam mais yii dafa absolument gis nga magistrat yi daf ci bari ñoo xam dañoo am fulla waxuma ñëpp nag am na si ñoo xam ni peut-être moomuñ seen bopp mënuñ si dara mais am na ñoo xam ni kenn moomu leen te xam nga corps de contrôle yi magistrat lu leer nga koy wax
lu leer nga koy wax moo tax gis ñu dissoudre ay OFNAC di def si yenn affaire nekk ci assemblée nationale di lijjanti lu dissoudre OFNAC moo tax li grand bi di wax ni ñoom leen intéressé ñu ngi koy def ci parlement bi mais en réalité tey képp ku ñuy topp c'est-à-dire li graaw ci rapport CENTIF mooy CENTIF bu cité Abdou Karim Gueye direct mandat de dépôt amul xaaral ma réfléchir. mais kon poste boobu kon. waaw léegi yow man su ma jëlee man sa teg fa un magistrat. man Abdou Karim su ma jëlee man. moo taal sama xarit la ah man ma ñëw jël pouvoir bi wax moo taal teg ko ci jël second bi teg ko si bopp CENTIF mu nekk président nekk politicien nekk sama waay ñu yàgg nekk ci opposition bi am suñu kii ma ñëw di xool ñuy ku ñu neex ñu tànn ko tëj ko ba pare xool di saytu ba mu neex ñu. balaa ñuy comprendre balaa ñu naan def naan deful mu def 6 mois ci kaso bi. en réalité mu nekk une pierre deux coups nga naxee ko mouton yi nga xam ne war nga leen ni non damay arrêté dama koy arrêté diw nekk ci geste boobu noonu. ba pare nga réglé def sa règlement de compte bopp yow. te loolu moom la ñoon xeex ñun. kan mooy taxaw rek Sénégal mun nañu ndax ñun xeexuñu woon lii. ndax ñun mënu lañu dem ba Sénégal toll ci ku ñuy teg mu nekk CENTIF nekk président CENTIF nekk koo xamante ni politicien la. dañ koy nommé par décret mu ñëw di ànd ak parti au pouvoir di xool di ciblé ay adversaire politique leen arrêté. mais lan la ñoom ñun lan moo taxoon ñu taxaw buntu kër Sonko ñun. ne police bu mu agsi wala bu ko kenn barricade lan moo taxoon. lan moo taxoon keroog bi Ousmane Sonko di wuyu ji ñun ñëpp ñu wàcc ànd ak moom ci corniche bi. jàkkaarloog gendarme yi parce que dañ ne dafa am ay nit yu nekk ci bopp mais lan moo tax Pastef affecté Maham Diallo. lu tax ñoom ñu affecté Mamadou Seck deuxième cabinet. donc même pratique ah. waaye maintenant dama bëgg a xam léegi ñun kon dañ doon xeex ñun dañ doon xeex. pour après Ousmane Sonko ñëw pour def règlement de compte am quoi. CENTIF est très dangereux te na ko Sénégalais yi bàyyi xel. CENTIF est très très dangereux ku ñu arrêté tey amul kenn ku ñu arrêté koo xamante ni mën nañu ne lii la def rapport mën na ko cité mu dem day leeral rek bu leeralee dañ koy bàyyi mu dem yoon. waaw tëggee nañ ko tëggin boo xamante ne nag balaa muy leeral di pare ci leeral. mën a nekk ci kaso bi ñu taxaw. expliquer opinion bi yàq sa dignité yàq sa honneur tas sa kër ba noppi xeexee ko toroxal la ci kanamu Sénégalais ba noppi après ñu xool Mansour Faye par exemple. Mansour Faye dama ko seeti man mu expliqué ma rapport bi ni mu cité rapport bi moom turam déjà turam nekk ci rapport bi moom daas bi moo nekk ci turu daas bi moo nekk ci rapport bi. wax article bi xoolal loolu. ñu ne ko yow Karim man lan laa def. ñu ne ko yow kaay. léegi nag comme waxoon Ousmane Sonko toogoon na live ne Mansour Faye yow mënoo mucc. waaw malheureusement c'est des discours ne xam nga neexut a rappelé man mii dama daan wax ne ay discours la yoo xam te ni Mansour Faye dafa précédé jàpp yi quoi. mais Mohamed Farba jël na wàllam Lat Diop jël na wàllam Mansour Faye jël na wàllam et c'est des discours yi nga xam ne ça venait d'Ousmane Sonko. mais man dama doon taxaw nag Mansour Faye dama wuyu ji OFNAC. dem leen wuyu ji OFNAC dem leen ngeen wuyu corps de contrôle ci tellement accusation yi mais xam nga lu doy waar. waaw parlons par exemple li mujj xew ci Alioune Sall par exemple. waaw Alioune Sall nga xam ni Alioune Sall a été këy yi comme lu ñuy wétt mango laa wax nii. maanaam dem jëli ko këram. këy yi mel ni soo ay terroriste bi gën a ngante ci àdduna bi la ñuy jël. est-ce que dégg nga wax ji mel ni comme si convocation c'est-à-dire lan mooy problème nous sommes en guerre ou qu'est-ce qui se passe dañu nekk ci état d'urgence wala lan la ba ñu war a mën a ñëw fekk Alioune Sall këram këyir ko ñu ne Alioune Sall a été cueilli par la gendarmerie. ñu namoo ko léegi xoolal dem nañ jëlee Alioune Sall te na Sénégalais yi xam benn affaire Sénégalais bu nekk. amel nga àq Alioune Sall. dama koy waxaat fii. 6 000 milliards. dañ ko topp ñun ñëpp yor suñu lamine. topp ay nit yoo xam du ñu ay wax ko ci dëgg ñu wax waxu pétrole. ñu wax Alioune Sall suñu 6 000 milliards. suñu 400 000 6 000 milliards ku nekk naan sama 400 000 ñu yàq ci politique am yàq ci deram yàq ci njabootam jiin ko sàcc ay at. ñu génnee kaamil alxuraan teg ko waat. teewul gëmuñu ko parce que ñi boobu ñu ngi gëm Ousmane Sonko. ñu ngi gëm politiciens yi fi nekkoon xam nga dama bëgg wax lu am solo. waaw ñii waroon nañu am gàcce li ñu fi propagande politique yëpp pour yàq deru Alioune Sall ñu jàpp Alioune Sall ci ay rapport CENTIF ay rapport blanchiment d'argent blanchiment de capitaux non maanaam 150 millions xam nga 150 millions yi tey man mii su ma amoon benn 15 millions sama compte man moom sama compte wéeb sax am nuy dee moom jaay mën na ma ne coppet ne ma leeral ko c'est-à-dire man mii sax man fi ne man wéeb man sama wéeb heureusement man aw ma xaalis man xam naa man xëy na man lu ma neex man aw ma xaalis man ak yow non mais ñii c'est-à-dire parce que en réalité ñii li ñuy def nii c'est-à-dire ils ont réussi mais wax na dëgg xam nañu réussir genre mu laay woo xam naa ku leen la woon ci bëtu nit ñi lan moo tere Alioune Sall jox ñu ko convocation c'est quoi le problème lu tax jox ñu ko convocation léegi nag dañ ko këy loolu gars yi yu ko la je rappelle qu'il a bénéficié d'un retour de parquet lui et son épouse ak mook jabar yëpp mook jabar yëpp il a ils vont passer le week-end mais retour de parquet man li ma bëgg wax rek c'est très simple quoi dama bëgg bàyyi loo xel Sénégalais yi ñu bàyyi ko xel sama ñoom yaay samay sœur sunu frères yi nga xam ni ñoom ñëpp ñoo àndandoo woon di jooy di naqarlu ba ñuy jooy keroog bi Ousmane Sonko bi oto gendarmerie wàccee Ousmane Sonko ci oto bi ci otoom di ko dugal oto gendarmerie pour yóbbu ko
pour mu dem tribunal loolu ñun ñëpp am na si ñoo xam dañoo tuur xewal dañoo jooy. oui Sénégalais yi am naqaru xol lan la Sénégalais yi amoon naqaru xol. mais les Sénégalais la police la gendarmerie force bi état am yëpp ñu jàpp ko di ko teg ci kaw doomu aadama benn nit loolu bokk na si li gën a daaneel Macky Sall. très bien. léegi man dama bëgg leeral Sénégalais yi ne la lañ defoon Ousmane Sonko ba ñëpp di jug Ousmane Sonko koy defaat ci ay guerre crypto personnelle Ousmane Sonko moo taxaw Guédiawaye ne damay jàpp Aliou Sall sàcc la kon moom nekk na juge nekk na parquet nekk na procureur nekk na juge nekk na gendarme. très bien Ousmane Sonko moo taxaw ne damay jàpp Lat Diop non il faut ñu wax ko parce que sàcc la moom nekk na ci corps de contrôle yi mooy xam sàcc moom nekk na gendarme nekk na police nekk na juge Ousmane Sonko moo taxawaat encore même chose on va effacer am na si yoo xam ne on va effacer certains chroniqueurs te ci loolu programme boobu mu nekk noonu te ci loolu la nekk ba tey ba léegi jugu ci te ne Sénégalais yi seede nag te xam ni ñun juguñu woon di xeex pour benn nit taxaw di jël justice bi di ko instrumentaliser di def lu ko neex di éliminer adversaire politique gàcce la ci waa Pastef gàcce la ci yéen ñi nga xamante ni tey yéen sax su ñooñu nga xam ni sax ñu ngi ci mairie Guédiawaye bi toog yor seen làmmiñ chaque jour ay pétrole kenn du ko sël moo sangoo pétrole naan xool chaque jour ñu wax fi ay wax yu dul jeex tey ngeen jël Aliou Sall ngeen teg ko teg ci rapport ay blanchiment capitaux ngeen ko téye téye ko jabaram loolu gàcce la beneen bi mooy ñi topp Pastef yëpp nga xam ne tey actuellement yàqamtuñu lu dul ñu arrêté certaines je sais pas opposition wala yooyu noonu surtout ñu jege woon le président Macky Sall nañ leen am teewu leen suñu wóor tëjaguñ fi kenn waaw seen moo nekk loo xam ne ku ñu bëgg toroxal la dañu nekk ci gaalu toroxalante toroxal ñi nga xam ne dañ daal ànd nañu ak man démb te jàkkaarloo nañu ak man démb ci loolu Ousmane Sonko très bien alors Moutalla ci mbirum pôle financier judiciaire bi nga xam ne jege ñaale Macky Sall yi moom jamono ji ñu ngi ci guddi gu gët setagul mën nañ ko wax ndax ñoom rek la ñuy teg loxo wala ñoo bokk na ci ñu ëpp ñu teg loxo après Mansour Faye Aliou Sall ak soxnaam. bon d'abord man Guédiawaye laa dëkk man waa Guédiawaye laa fa laa juddoo fa laa màggee fa laa defee lépp gis nañ lu bëri lu ñu yàgg a teg ci deru Aliou Sall bu ñu demee ba yegg si fii xam nañ ni kon lu ci bëri du dëgg mais defin bi ñaaw na ni ñu ko defee ñaaw na Aliou mësuñu am maak moom sax rapport bu normal parce que dañoo mës a xeex Guédiawaye mais nii mu mel nii wax dëgg yàlla nii ñu ko defee nii man rafetlu ma ko personnellement d'abord jëlin bi soxnaam ak ni ñu ko def. kon ñoo ko déggandoo muy révélation Abdou Karim Gueye xurum xaq président mouvement rappel à l'ordre jëmee ko ci li nga xamante ni tey jii mi ngi xew jëmale ko ci rapport CNTF yi nga xam daal ñi ngi jàppay doomu aadama di leen yóbbu ci kaso ba di leen tuumal daal ci li nga xamante ni tey jii dara laru ko lu dul li nga xamante ni mooy coobare ki nga xamante ni moo fi taxaw di leaderu parti Pastef moo fi taxaw ne bu leen kenn gëmloo ni que kii di ministre de la justice ak ki nga xamante ni mooy le procureur ay autorité judiciaire lañu ay autorité administrative lañu ndaxte moom mi nga xamante ni moo leen consulter saa yu leen waxee def leen lii dañ koy def te sañuñu bañ kuñ leen ne topp ko da nga koy topp te amoo benn yoon boo xamante ni am nga sañ-sañu bañ kon foofu mën nañ jàpp ni ko justice amatu fa vengeance moo fa daal di lalu ndaxte lii nga xamante ni gis nañ ko tey jii fële nga xamante ni maanaam mooy ca arena dafa taxaw ne carrément kii di directeur u ASER defoo dara daal dina koy atte ba mu set wecc alors que xamul dossier bi naka la tëddee kon tey jii ñii nga xamante ni ñu ngi leen di jàpp nga ñoom Aliou Sall di Madiambal Diagne Farba Ngom Tahirou Sarr ba ci Wally Seck du dara lu dul coobare ki nga xamante ni mooy leader u parti Pastef bi nga xamante ni li mu bëggoon daal di venger wu daal jëmale ko ci ñi nga xamante ni jàpp nañ daal tey jii dañuy jóge woon président Macky Sall wala contrôle li nga xamante ni maanaam mooy pouvoir am wala musuñu ko gëm jëmale ko nag ci kawu Aliou Sall bi nga xamante ni dafa gën a doon loo xamante ni lu flagrant de la ndaxte li ñu tëbbee rapportu CNTF bi nga xamante ni ay loi la yoo xamante ni tey jii balaa muy leer mën nga tëdd kaso lu toll juróom benn weer wala atu yàlla ba noppi ñu soogal a atte ñu ne defoo dara ndaxte CNTF saa yu génnee rapport am jébal ko procureur te procureur boobu du autorité judiciaire autorité administrative la ci ndigalu kii nga xamante ni mooy leaderu parti Pastef lay wéy su ko neexee ci saa si dafay def daal kii nga xamante ni mooy juge bi daal lay placer sous mandat de dépôt en tant que ñuy ubbi enquête mën nga fa def at wala juróom benn weer ba noppi nga soog a génne ci kaso bi kon CNTF dañ ko utiliser uniquement pour jël ay nit yóbbu leen ci kaso ba sans raison kon donc doona laal loo xamante ni tey jii Ahmed Aïdara aussi dafa war a am li nga xamante daal mooy retenu jëmale ko daal ci li nga xamante ni mi ngi koy wax ndaxte mënuñu fi taxaw tuumal Aliou Sall lu toll ci 6 000 milliards ba tey jii ñu war a daanu ji ci li nga xamante ni mooy rapportu CNTF amul rapportu Cour des comptes boo xamante ni génnee na Aliou Sall mës na lekk dërëm ci li nga xamante ni maanaam mooy askanu Sénégal ginnaaw bi ñu ko dénkee li nga xamante ni maanaam mooy CDC waaye tey dañuy demati ci beneen yoon boo xamante ni maanaam moo gën a yomb pour tëj nit ki kaso diaboliser ko pour ma justifier lañ doon def en tout cas doon na daal loo xamante ne ay révélation la moom Abdou Karim Gueye xurum xàq daal dina koy def toujours dans votre acte du jour de ce
13 octobre 2025 sur VIP People TV suñu jógee ci Abdou Karim Gueye xurum xaq dañuy dem seeti ji journaliste bi di Adja Ndiaye ginnaaw nag moom dafa ñëw daal di s'en prendre violemment jëmale ko daal ci kii nga xamante ni mooy directeur du port ndaxte li nga xamante daal mooy port jamono ji daal dafa mel ni ku perte lépp loo xamante ni maanaam mooy crédibilité daf ko daal di décrédibiliser jëmale ko daal ci li nga xamante ni mooy journaliste bi di Adja Ndiaye dafa daal di corriger sévèrement kii nga xamante daal mooy directeur bi nga xamante ni moom la ñu bàyyi foofu au lieu que mu lijjanti li nga xamante ni mooy le poumon de l'économie sénégalais mais tey ji dafa nekk ci réseaux sociaux yi di daggante suba ngoon guddeeg bëccëg nañ déglu les révélations de la journaliste Adja Ndiaye. a été toujours le numéro 1. fii ci Afrique sowu-jant. C'est le poumon économique du Sénégal mais naka nga mën a jëlee benn agence bu toll noonu. boo ko xamante ne tey wàllum Sénégal waroon na sukkandiku ci moom. ngir mën a doxal son économie mu gën a jóg lépp war a mën a bouger. nga xam ne tey ñu bëri ci yeneen dëkk yi. fii la ñuy jaarale seen ay bagages. tey ña fa doon liggéey port boo demee laaj leen lan daan am bu njëkkoon amatuñ ko léegi. te luñ ko yóbbee bokk na ci kin fa teg nga xamante ne si moom xamul mënul loolu laa jàpp ndax dama gëm ni moom su xamoon. wala man kon entreprise chinoise bii nii. du jël ay mbiram du ko yóbbu faneen foo xamante ni moo nekk le port de Mali wala beneen port boo xamante ni moo fi nekk. et ce port de Dakar port bu stratégique la boo nga xamante ni man je pense que tey. bu ñu ko yore woon dañ ko waroon a yore. bu directeur bi meloon na ma waroon a mel dëggantaan. kon du ci agsi fi ñu agsi mais nag quand on est un répondeur automatique boo nga xamante ni si yow. même soxna Adji bi nga xamante ni moo gën a xeebu amul tekkiwul dara ci dëkk bi. moom sax bu waxee dara. nga génn tontu ko yow tu passes tout autant en faire de la politique. bu nga génnee nga ni on doit dissoudre l'APR. on doit dissoudre conseil constitutionnel. ñii waruñoo wax. doit raser les murs dans ce cas nag lii rek la ñu war a am. Je suis désolé mais on est mal barré quand on a un Waly Diouf Bodiang à la tête du port autonome de Dakar. man gëm naa ni. mënuñoo mën a xaar lu weesu lii ci port autonome de Dakar man bokk. awma ci yaakaar. ci bopp bi wax dëgg yàlla fee Waly moo ngi ci. awma ci yaakaar parce que koo nga xamante ni si yow xam nga ni heure bu ANSD génnee rapport. wax. loo nga xamante ni si actuellement liggéey bi ngi au bord du gouffre dara doxut lépp taxaw rapport ANSD gis nga ko ñeneen ak ñeneen gis nañ ko ñu bëri bind nañ ci li fi nekk ñu xam nañ ko Waly bu xëy génn rapport boppam ni lii ak lii moo fi am chiffre yoo xamante ni ça n'a rien à voir ak chiffre moom la ANSD génne te man nag personnellement man li ANSD génne mu nekk li ANSD génne moom laa gën a gëm ci li nga xamante ni si moom la Waly génne mais léegi nag Cheikh bu dee lii am na ci ab dëkk. yow ñu dénk le port yow ji moo xool au moment où ñu ni ay travailleurs yi fa nekk dàq nañ fa 700 wala 7 millions nga dàq nañ leen fa gars yi di toog di kaas yow nga war nekk ci yor sa plume ci réseaux sociaux yi ko wax nga tontu ko yow ku la invité émission doo dem parce que amoo bilan boo défendre tu n'as pas de bilan à défendre loolu laa gëm man dama gën a amoon bilan man dama gën ni Waly bu liggéeyoon port la liggéey dëggantaan Waly bala ñu ko invité sur le plateau boo njëkk a dem pour défendre son bilan mais comme il n'a pas de bilan à défendre li mu mën a def mooy que ni nekk ci Twitter wala Facebook pour tontante ak ñi nga xamante ne si moo nekk l'opposition bi nga xamante ni tey jàpp naa ne ñoom tey ñoom bu ñu waroon def la ñu waroon def l'opposition du sax wax ñoom li ñu waxoon bu ñu ko defoon opposition moot lay def parce que gars yi ñu ngi liggéey mais seenu ñàkk liggéey ak seenu tële moo tax opposition nekk fi di tontante ak ñoom. kon ñoo ko déggandoo muy réaction la journaliste Adja Ndiaye elle s'en prend violemment au directeur du port jëmale ko ci discrédit bi nga xamante ni teg na ko ci bopp port ginnaaw nag bi nga xamante ni port de Dakar bokkoon na daal ci numéro 1 yi nga xamante ni ñoom la ñu gënoon ràññee jëmale ko daal ci wàllu croissance économique fii ci Sénégal ndaxte kii nga xamante ni mooy port mooy dënnu li nga xamante ni mooy économie Sénégal ndaxte lépp lu fay dugg ci koppar di fa jaarale tey ji loolu dafa mën a jëriñ li nga xamante ni mooy askan bi naka la ñu mën a jëlee direction bu mel noonu di ko jox ki nga xamante ni tey ji maanaam ancien agent de sécurité la lépp loo xamante ni mi ngi koy yëkkati maanaam du dara lu dul ay kàddu violence yoo xamante ni moom Adja Ndiaye bi xeebu bi su waxoon benn mbir sax dem na ci Twitter bi wala Facebook bi daal di koy tontu di dàgg sante suba ngoon guddeeg ba ca fàttee ni que tey jii dañ ko dénk li nga xamante ni maanaam mooy le poumon de l'économie sénégalaise muy li nga xamante ni maanaam mooy port kon tey jii lépp loo xamante ni port bu Dakar bi nga koy dund kenn rek mooy responsable mooy ki nga xamante ni mooy directeur bi nga xamante ni dafa mel ni tey jii liñ ko dénk xamu ko moom li mu gën a xam mooy dàgg sante nekk ci terrain politique bi ndaxte liñ ko xamee woon du temps de l'opposition tey jii moom la ñëw bëgg ko continuer alors que tey jii dafa waroon jàpp ni que daal yàlla dénk na ko loo xamante ni dafa ci waroon def ay résultats Adja Ndiaye su waxee dara au lieu que mu koy tontu ci ay Facebook wala ay Twitter
dafa waroon defi ay résultats foofu ca port mu ne malgré yaa ngi wax mais man maa ngi def résultat donc mais jëf la gën a wax la gën a féetee que jëf loolu tey jii moo daal di descrire li nga xam daal mooy suñu port bu Dakar. Toujours dans votre acte du jour de ce 13 octobre 2025 sur VIP People TV suñ fa jógee dañuy dem seeti ji Galotal bu PDS ginnaaw nag bu mu remettre ki nga xam daal mooy Baye Mayoro Diop bu bokk Pastef à chaque fois que daal ñoom waa Pastef ñu ñëw ci plateau bi dañ leen di recadrer wàññi leen su ko defee nag ba nga xamante ni amuñu argument ñu bëgg a yàq débat bi daal di koy def ay tësante wala xasante wala def ko benn débat personnel waaye ki nga xamante ni mooy Galotal bokk ci parti démocratique sénégalais di PDS daal dina koy recadrer ci kanamu ki nga xamante ni mooy Mohamed Diop foofu ca plateau Sen TV nañu xool ji débat bi doxoon ci diggante Galotal bu PDS ak ki nga xamante ni mooy Baye Mayoro Diop bu interpellation bi dama lay bàyyi nga revenir ci est-ce que vous êtes d'avis par rapport ak li mu wax commentaire am la joxe. Mais voilà justement. Il a émis une obligation un commentaire que je me devais de faire c'est vrai hein. Petit droit mais sa yoon nekku ci. benn ñaar Abdoulaye et son parti sont assez matures pour xam ne bu seen bëñ di metti am na médicament bu koy faj. Moi par exemple si par exemple sama biir bu mën la doon wor je sais que Malox moo koy faj dama koy wuti. ñun ni ñuy def ba faj suñu biir xam nañ ko c'est pas vous de nous le dire je vous connaissais Varofop mais xaw ma ni vous n'êtes pas reconnaissant. Pourquoi? Vous avez cité deux personnalités kenn ki dañ ko ni bindal ni PDS day soutenir kii mu bañ tey kii laaj la ban PDS nga ni jàpp nga yow jàppoo ni yow vous rendez pas service à Sonko cette déclaration bi mais je comprends je vous comprends parce que bon quand on est à la quête de poste pouvoir booy soo ko gagner il faut que tu te montres wan ni maay kii pour que bof mais bon c'est pas la bonne voie. Vous parlez de démocratie interne au niveau du PDS ce leader moo fi nekk ci groupe WhatsApp bi retiré te gagnagul pouvoir kooku aspect dictatorial am da ko placé avant ñu ñëw. Le PDS est un grand parti comme tu l'as dit xam nan ñun exactement nan lañu tojee suñu bopp ginax Abdoulaye Wade et son parti sont assez matures pour xam lan mooy intérêt Sénégal ñu def bi ñuy dugg ci yéen di leen jàppale. Le PDS bi ngay xam ne naan pëccëxoo c'est ce même PDS qui vous a soutenu ah. am na ñeneen ñoo xam ñu ngi de l'autre côté d'accord wul ci soutenir Diomaye tey pour bëgg a yàq wala pour bëgg a jaxase ngeen épaulé leen bëgg a xas le PDS bi nga xam ne que sur la directive de Maître Abdoulaye de Karim Wade ñoo ne dem leen jàppale Diomaye mais li dàq mais bi ñu leen jàppalee pare da ngeen yaakaar ñun gâteau bi dana bokk ñu koy séddoo. Vous avez contacté Karim Wade. ngeen décliné. Vous lui avez demandé des ministres pour la participation dans le gouvernement. D'ailleurs c'est à partir de ce moment que je suis que j'ai un leader quoi moi j'ai besoin d'un leader visionnaire moi j'ai besoin d'un leader boo xam ne bu nu ma naree toroxal ëllëg non mun na ma jaaral fii parce que boo jaaree fi ñu toroxal la. bi élection législative yi jubee laa gën a naw Karim Wade parce que laa ne attends lii la ñuy doyee nit lii la ñuy doyee kilifa parce que bu fekkoon ni ñun on est obnubilé par les postes on est obnubilé par ay nekk ministre yi demee noonu kon on aurait dû participer à ce gouvernement ñu toog ba moment bi Ousmane Sonko jóg di mu def ni soxlawuma kenn ñun duñ dab benn ponkal di ko ñanda on le fait pas buñ la jàppalee nga ñëw ni kaay dugg ñu la bokkuñu liggéeyal mën na la jàppale ci neen mais pas pour bokk ci li nga def su fekkee ne yow ña la jàppaloon da ngaa dem ba si ba nga ne us soxlaatuma leen ñun yàlla suutaraanu ba bokk ci ñu nga ne us nous avons deux positions yu ñuy défendre bu njëkk bi on assume ñun ñoo jàppale Diomaye contexte bi loolu la laajoon def nañ ko mais bi ci des moo tax ñu nekk un grand parti fi ñu toll nii actuellement ça doit être benn responsable boo xam ne c'est de contrôler Diomaye mooy kan législatif parce que yéen seen bopp yéen a ñu ni exécutif jox ko nit jox ko ci législatif wóorul te dëgg la kooku moom Ousmane wax na dëgg sur toute la ligne il a raison jox leen ko wóorul d'autant plus que li tax wóorul yéen a ngi koy bëgg a commencer wane yéen a ngi koy wane et on commence à avoir des idées par rapport ci li ngeen di wax nii ñun on assume tout ce qu'on fait maintenant pour ce qui est de la démocratie bi am au niveau du PDS ci biir yéen a ñu ëpp problème fuuf yéen Pastef yéen nañu ëpp problème fuuf parce que y a des cadres yu nekk ci yéen xeet ñun dugal ci seen liste yéen parce que jàpp na ni ki leen dugal ci liste dafa am lu mu ci jublu parce que la majeure partie du liste am na ñoo xam de la liste am na ñoo xam ne si duñ wax lu Sonko waxul kon ñooñu seen proposition loi yi ëllëg peut-être ci Sonko la war a jógee ñun duñu parti baadoo la ñun nous sommes un parti de noble gis nga ñi génn nii yéen mën ngeen a jéem a indi problème ci ñun on n'a pas de problème entre nous parce que am na loo xam ne xew na ñi d'accorduñ ci ñi d'accordul ñi ngi def leneen ça c'est entre frères bañalul leen ko bañalul leen ni ah diw de àndul ci lii gën na def leneen mais man
je me garde de jàkkaarloo koo xam ne si dafay dugg ci problème tam ba war a lijjanti problème bu boppam. yéen a ñëpp problème fuuf parce que seen scandale commencé na vous avez deux problèmes benn lijjanti mbiru réew mi kooku yaakaar naa moo ëpp solo. bu fekkee da ngeen dem ba mënatu leen ko nag ah non ñun suñu taxawaay jot na ñun suñu taxawaay jot na ñu xam ni ay la yéwén jàppale na leen. waaye yéen bi diis na diis boo xam ne si soit dañ leen di xool fu ngeen jëm ak moom. bu ngeen tàngee jëm fu bon ñu jubanti ko wala ñu ñëw jàpp beneen côté bi ba nga xam ne que yan bi dootul méttiti ci yéen parce que vous contrôlez c'est pour vous rendre service vous contrôlez c'est vous aider vous contrôlez c'est parce que ngeen bañ a am phobie pouvoir ba indi njaaxum ci réew mi ñun foofu lañ taxawee Abdoulaye Wade man de dama gëm vision ba sama ñenn ñi nga xam ne ñoom laa bokkal parti bi dafa am loo xam ne si dañ koo fàtte nit nag parfois nga bëgg ba doo déglu ay waxam loolu leen dal ci Abdoulaye Wade ñi nga dégg ñu naan non pourquoi ñaan ak Macky Sall nangam billahi je les comprends te noo bëgg am mais Gallo avant ñu ñëw ci takku wala boobu moom commentaire bu mu def ku bëggul PDS du ko def c'est-à-dire parti la bu nga xamante ni à l'unanimité ak loo ko mën ci waxal wax dëgg yàlla gis nañu taxawaayam ci opposition ni mu ko waxee 26 ans xaw ma 27 ans nga xeex ko ci quand on veut vraiment faire mal def 12 ans ci pouvoir am un leader charismatique ni mu ko waxee comme Abdoulaye Wade bu ñu demee ba gis tey PDS boobu noonu voilà mel ni mu mel nii xam nga léegi da nga les gens ont mal quoi non quand on veut faire est-ce que nu commentaire am yóbbaale wu ñi nga xam ne aujourd'hui dañu bëgg PDS danaa ci ñëw de ba pare muy gis quand on veut faire mal on commence toujours par dire du bien ah bon si mu wax ni non moi Abdoulaye moo ma yar man xam naa ni boo ma bëggee gaañ Abdoulaye Wade jaaree wala loolu quand même allez ñu bàyyi ko woy di nga tontoo yi allez-y di nga tontoo parce que man du ma allez-y yàkkamtoo émission bi jeex yow nag fekk da nga nekk dans un état bëgg émission bi gaaw jeex moi je dama lay siram dal ndànk na voilà comprendre merci donc fi mu bëgg a waxe mooy li mu wax nii jàppale ma ko compliment c'est un constat que tu es obligé de faire les 26 ans d'opposition c'est vrai oui dama ko rafetal ak ñaawal ba du 26 ans mooy dëkk les 12 ans de pouvoir c'est vrai mais bu fekkee da nga wax loolu lépp ba un adversaire doon ni wax na dëgg si wax nga dëgg parce que c'est une vérité qui saute à l'œil nu mais li nga ci teg mooy li nga bëgg a yàq yow parce que defar nga ba pare daan ni ñii waruñoo def lii amee Abdoulaye Wade daan génne Rebeuss 2 jours après mu dem dugg ci gouvernement Abdou Diouf évidemment xam nga loolu lan lay signifier loolu moo nu wan ni Abdoulaye du yore réew mi Abdoulaye Wade dafa commencé rek ñu ni mi ngi gas kii bi comme ginax mais kenn xam ne ni pouvoir am dafa meloon ni bërigo boo teg ci mbartal parce que en réalité avant qu'il n'obtienne le pouvoir boo ko fekkee muy tëdd boo ko ne fëgget mu wax la ses projets parce que dafa yàgg nekk ci xelam moo tax dafa ñëw rek réussir waaye mais aussi fi ko nit ñi doon xaar fekku leen fa parce que li mu daj Sonko daju ko Abdoulaye li ko Abdou Diouf def Macky Sall defu ko Sonko Abdoulaye li ko Abdou Diouf def Macky Sall defu ko Karim Wade c'est ça la réalité li mu gagné le pouvoir mais est-ce que nekkoon na fi différente lan moo tax suñ 12 ans de pouvoir mën ngaa wax lu ne peut-être am na lu fi yokk réew mi ko àdduna ko waral parce que dañu toll benn moment baril pétrole yéeg yooyu yëpp c'est explicable mais ci wàllu jàmm les grandes infrastructures jàmm ji merci ci wàllu jàmm am na kilifa yu meloon ni ay kaña làqatu ci seen kàmb Abdoulaye moo leen génne woo leen liggéey loolu leen réew donc man dama gis ni ce que Macky Sall et Karim ont fait man nag je suis mieux placé pour gën a mettit lépp lu Macky Sall musa def Karim Wade yamuma ci arrestation yamuma ci ñàkk sama liggéey yamuma ci am sëy yu tas xam la loolu kenn du ko caaxaane c'est une réalité mais dama ci sama tànk dafa damm comme ni tànk Karim Wade dammee vous allez dans les archives dugg nañ sur le net di ngeen gis au niveau de l'Assemblée nationale sama tànk dafa damm pour la xeexu principe waaw mais Karim loolu la même chose dal ko mais man bu fekkee ne am na tuuti lu ma njort ci Abdoulaye Wade ba pare jàpp ni nit lu mu ñaan day xaar mu concrétiser ñaan toujours exemple bi may joxe dama naan xeer la boo sànni bala ngaa gëm ni nangu na wala nga gis ne nangu na da nga dégg xeer bi fi mu dal mooy kan wala yu demee noonu quand Abdoulaye du toog bind ñëpp a gis ni souhait mooy que ni sa famille regroupé wu waaye mais yàlla mi dara tawul di maye di ko may loolu pourquoi man Gallo ma war koo ñaawal parce que man j'ai compris Abdoulaye Wade mais compréhension bi ma am ci Abdoulaye Wade ci laa am nag yaakaar bu ñu toll ci Karim pourquoi parce que Karim won na ma ni
su ma ko falee président du tal fayatu. du fayatu évidemment Karim wan na ma ni. je suis d'accord. non c'est important. mais Karim wan na ma ni. cohérence li Macky def yëpp ak PDS. loolu lépp am na. xam nga tey ngeen jékki-jékki rek ñu ne àndaat na noonu. ña ngay jëm ci législative moo tax ma ni. dafa am ñaar yu ma commencé léegi mooy ne politique boo ci dugalee passion ak yooyu da ngay xaw a ñàkk. c'est ça on est d'accord. mais politique aussi logique da cee baax. politique principe da ci baax mon cher. je suis obligé de vous arrêter. principe daf ci baax. waaw mais parce que je me dois de dire ça. parce que non seulement je ne le permets pas. bu fekkoon ça c'est dans le bon sens ma permettre la ko mais du ma la ko permettre. parce que mënuma jaxaseeg nit ñi. qui a entendu ici mooy le principe baaxul ci politique. yow nga dagg ma nit ñëw commencé dagg émission bi nga wax noonu. non mais écoutez émotion et principe ça fait deux choses différentes. il faut savoir tenir sur une position. wax ak waa booy wax ak waa réew mi il faut savoir. mais c'est-à-dire quand j'explique. je suis désolé mais je suis obligé de dire ça. non je crois que ni. il ne faut pas justifier n'importe quoi comme ça. bon yow peut-être da nga am beneen affaire da nga nekk hors de ton état moo tax mu ngi demee nii. parce que yaakaar naa ni ñu commencé ni neex na neex boo xam ne si daggu ma la. waxu dëgg yàlla li nga wax léegi ma ko. mais man yow man j'ai pas dit que ni principe baaxul ci politique. j'ai dit émotion day yàq. émotion baaxul ci. merci beaucoup parce que émotion mooy man sama sœur a failli perdre la vie ci bi ma jàppee man. soo amoon fan laa koy waxee ci lu ko metti ci lu ma def teewul ma jàpp fi ma jàpp. loolu moom émotion la dawal mais man mi nga xam ne que maa nekkoon prison ñu téema su ma demee ba nga xam ne que léegi li Sénégal laaj mooy jàmm li Sénégal laaj mooy oublier un tout petit peu ce qu'on a fait parce qu'on ne peut pas être plus royaliste que le roi ñun waa PDS mais dëgg la de tout le PDS s'est battu pour que Karim génn ci li mu nekk mais Karim moo nekkoon ci loolu Karim lan damu tànkam Karim moo nekk prison kooku bu xamee ni intérêt Sénégal léegi li mu laaj mooy balle à terre su ko defee man gëm naa ni kooku ëllëg si biir ku ko jox réew mi sur le plan paix sociale doo ci am looy jàngat parce que xam nga ni kii c'est quelqu'un qui oublie gis nga le sens du pardon dañ koy doon ci Seydina Mohamed mais dañ ko doon ci suñu wasila yi nekk fii Seydina Mohamed lu ñu ko deful dafa jéggalee Cheikhul Khadim mi ñu yaakaar tey ak ëllëg lu ñu ko deful te kat ñun jéggale ñëpp mënoon nanoo fay te fayiwul kon ñun bu dee nit kese moo tax may wax sama mbokk militant yi que ni nan devenir balle à terre parce que boo nee parti bi yàqu na rek yow mi narut a voté ci fi parti bi jëm yàqu na rek yàq parce que yaa ngi wàññi te li ñu dugg nii ku ne ñu naan non coalition bi APR lekk na ko Mouhamed dama joxe benn exemple ci sama benn audio dama ni Mouhamed maa ngi yow bu ñu boolee 1000 francs ñu ne yéen a ngi jëm tar seddoo leen waaye ñu dem bëri fis ñu ne waa fis ci 1000 francs yi leen bokk seddoo bi di wàññeeku waaw bu ñu demee ba ngaay ñu ni ci leen bokk du wàññeeku xanaa xam boo mutu la waa ñu yegg ndar boo mutu kenn du ci am dara mais c'est la réalité noonu la coalition bi juddoo parce que Mouhamed yow ni ma la xamee vous n'êtes pas politicien vous êtes un digne journaliste estimé par tout le monde macha allah vous tous je vous connais mais jàpp na ne ku leen joxoon fooy dugal leen seen biir nekk ñu la non ñun kat léegi loi bi xew mooy ku nekk yaay wutal parti yi député yow tànnal député yéen ñii ñëpp xam naa di ngeen bind galota parce que gëm naa ne wan naa leen lu tax ma war a nekk député tout à fait mais est-ce que yéen a yàlla loolu ngeen bëgg mais yàlla bëggul loolu fii ki doon def li si be ku mu mënti doon pour mu dugal sama tur dépendre ci moom parce que dafa dépendre ci war naa ko nekk waruma ko nekk nekkuma ko warta tax may xarab parti bi nga xam ne que moom laa gëm warta nekk parti bi nga xam ne que ñan nekkoon député parti bi moo tax ñu nekk ko lu nu wax tey amoon na fi démb waxuñu ko moo tax ñu koy xarab nit da ngay nekk fi nga nekk ci ko foofu laa lay rejoindre tuuti que ni loolu mooy principe loolu la mais nag bu fekkee ni damaa bëgg ni Abdoulaye Wade laa bëgg te mën naa waat xam nga nit mën ngaa waat ni bu la neex nga ni est-ce que Abdoulaye Wade signé werante ko waaye doo werante Abdoulaye Wade bind dafa bëgg famille libérale bokk doo werante loolu très bien Gallo alors biir kër nag njaboot bu yaatu ñëpp mënuñoo bokk baax di nga am solaar parce que njaboot noonu fa nga am caga non ñu baal mu ci kàddu gi wëj gi rek noonu laa ko mën a waxee den saa nga am ko jàngkat alxuraan kon fa nga am ko xam ne si lu tubaab bi bind mu naan ko c'est-à-dire njaboot bu yaatu moom la yàlla may ku ne ñun nag suñu njaboot amoon na koo xam ne lu bon la daan def mooy Macky Sall dëgg la nga toll benn jamono da nga koy xool ni ko baaxoo mais bàyyi jubóo waaye teewul nag ñoo bokk bàyyi jubóo na ba nga xamee ne que bëgg naa baax bëgg duggaat ci njaboot gi waaye léegi man su ma nee du dugg ci njaboot gi damay génn maa ngi wàññi njaboot gi parce que bu ma génnee wàññi naa njaboot gi waaye moom comme mi ngi dugg si
je préfère que gars yi dugg si li ñu ko kër gi tam. alors dinañ ci ñëw dinañ jox Baye Mayoro mu tontu mais Jules. am na loo bëggoon leeral sànq ba nga koy dagg. waaw li ma permet de revenir sur ça. de revenir un peu sur Baye Mayoro li mu wax rek. bi mu j'ai surtout. kon ñoo ko déggandoo muy kaddu yoo xamante ni moom Galotal bu parti démocratique sénégalais daal dina recadrer bu baax a baax ki nga xamante ni mooy Baye Mayoro Diop bu parti Pastef jëmale ko tey jii ci li nga xamante ni daal mi ngi koy attaqué seen parti moom Gallo nee na ko loolu sa yoon nekku ci ñun suñu parti lépp lu ñuy métti foofu xam nañu lu ñuy faj suñu bëñ suy métti xam nañu ban comprimé la ñuy jël suñu biir suy métti xam nañu malak sama koy faj moom la ñuy jël alors que yéen tey amul leen benn possibilité boo xamante ni xam ngeen lan mooy far saafara li nga xamante ni mooy Sénégal dem na ba xamal ni que ils ne sont pas reconnaissants ndaxte démb bi ñu bëggee gagné li nga xamante ni maanaam mooy élection yi dañu sol seen dàll dem seeti ji ki nga xamante ni mooy Ablaye Wade pour que PDS daal di dugal loxoom daal di leen soutenir kon tey ji su yëkkatee yenn kàddu di ko wax alors que ñii li ñuy def nii dafa nekk kettu poste ndaxte dañu gagné pouvoir lenn rek lay wut maanaam mooy poste moo tax muy neexal ñi nga xamante ni mooy waa Pastef waaye tey ji li ñuy def rendrewul service ki nga xamante ni mooy leaderu parti Pastef ndaxte li mu koy yàqal moo ëpp tey ji li mu koy defal mais lu ko waral nag amuñu argument amuñu dara dañ doon xeex di naan don de soi alors que dañ doon xeex uniquement pour seen intérêt personnel ñoom ñëpp poste la ñuy wër mu doon daal benn débat boo xamante ni ça a été très tendu diggante Galotal bu PDS ak ki nga xamante ne mooy Baye Mayoro Diop bu Pastef man nag lu ma jaaxal mooy ñoom waa Pastef dañu déserté woon plateau yi mais daf mel ni jamono ji ñi ngi commencé dellu siwaat ndànk-ndànk waaye saa yu ñu dellu siwaatee buum ca mboy ga rek képp ku ñu dajee rek ñu daal di lay dóor dinañ la dóor si ay idée dóor la ci xam-xamam dóor la ci programme dóor la stratégie ñoom nag lu ñuy mujj daal di changer débat bi def ko benn xuloo benn teesante wala daal di personnaliser li nga xamante ni mooy débat bi en tout cas kii di Baye Mayoro Diop yaakaar naa ni dootu ko defati ci kanamu ki nga xamante ni mooy Galotal rax ci dal nag parti démocratique sénégalais bi nga xamante ni ñoom ci seen bopp ñoo demoon seeti Ablaye Wade doon commandé li nga xamante ni tey ji maanaam mooy Karim Wade pour que mu jàppale leen wax militants yi pour que ñu voté li nga xamante ni mooy coalition Diomaye kon yaakaar naa ni ñii dañu waroon gërëm ki bu baax a baax li nga xamante ni mooy PDS ndaxte apporté na leen soutien kon tey duñu toog fii manque de reconnaissance nag baaxul ci li nga xamante ni maanaam mooy politique. toujours dans votre acte du jour de ce lundi 13 octobre 2025 sur VIP People TV suñ jógee foofu nag dañuy dem daal ci li nga xamante ni maanaam mooy riposte juridique bi nga xamante ni moom président Macky Sall daal dina koy entamé jël ay experts ak ay avocats daal di saisir li nga xamante ni mooy Cour des comptes IGF jëmale ko daal ci li nga xamante ni maanaam mooy accusation yoo xamante ni leader du parti Pastef teg na ko daal ci régime am jëmale ko daal ci lépp loo xamante ni dañ ko nëbb ci ay bor ay chiffres falsifiés ci biir loolu nag ki nga xamante ni mooy parti bi nga xamante ni l'ancien président de la République Macky Sall moo ko jiite muy Alliance pour la République jamono ji daal lépp lu ñuy réclamer mooy publication rapport officiel ginnaaw loolu nag APR daal nee na ñoom dinañ dem jusqu'au bout pour que li nga xam daal mooy dëgg bi feeñ daamale ko daal ci lépp loo xamante ni moo soxal finance publique bi ñu jàkkaarloo nag li nga xamante ni mooy dégradation note souveraine bu Sénégal Alliance pour la République di APR ñi ngi sàkku daal transparence totale jëmale ko ci gestion des finances publiques diggante 2019 ba 2024 ñoom ñi nga xamante ni ñañ yor seen wala min di wax rek nañu jël mbir mi daal di koy teg ci table bi ñëpp daal di koy liiral seen bopp xam fan la féetee muy benn communiqué boo xam daal ñu ngi ko daté le 12 octobre di démb 2025 secrétariat exécutif national bu APR ñi ngi exprimé daal seen njàqare jëmale ko daal ci 3e abaissement bi nga xamante ni notu Sénégal wàccee nañ ko daal ci fukki weer ak juróom-ñett bi nga xam daal Pastef egsi na ci bopp nguur gi lépp loo xam daal parti bi mi ngi koy exiger mooy ñu publier li nga xamante ni mooy ñeenti document yoo xamante ni yu clé la jëmale ko ci rapport inspection générale des finances ak bi nga xamante ni mooy bu Cour des comptes auditu cabinet bi nga xamante ni mooy Forvi Makan ak li nga xamante ni mooy bulletin statistique jëmale ko daal ci wàllu dette publique APR daal ñi ngi réformer daal que lépp loo xamante daal ay défaut la jëmale ko ci transparence ci benn semaine bi nga xamante ni moom lañ jëm ñoom dañu engagé daal ay action d'envergure jëmale ko daal ci lépp loo xamante ne tey ji ay force politique jëmale ko daal ci wàllu citoyen pour que ñu mën a informer le peuple jaaxle ko daal ci parti bi nga xamante ne tey ji Macky Sall dafa dénoncé woon enfin lépp loo xamante ne dafa soxal benn manipulation bu visé ñu daal di sukkandir daal pour ternir li nga xamante ni mooy héritage économique bi nga xam daal moom l'ancien président bàyyil na leen ko APR daal lu ñuy sàkku ci régime bu bees bi donte dañ yor seen làmmiñ di wax lépp luy rapport te comme dañoo bëgg lu leer transparence jubal jubanti nañ jël rapport yi daal di koy publier mu doon officiel askan bi yëpp jot si su ko defee danañu xam tey jii fan la dëgg bi féetee suñ ko deful nag fii ak une semaine ñoom danañu entamer yeneen envergure yoo xamante ni danañ woon ci bëtu aduna yëpp que ñii lépp lu ñuy wax dara du ci dëgg ndaxte li nga xamante ni mooy fukki weer ak juróom-ñett notu Sénégal day continuer di wàcc saa su ne bërki démb rek gis ngeen ni que Guinée moo ñu rawoon tey jii wàññiwaat nañu ba nga xamante ni ñu ngi toll ci CAA plus kon donc yaakaar naa ni lii day wane tële ak incompétence boo xamante ni ak ñàkk wax li nga xamante ni maanaam moo am jëmale ko daal ci li nga xamante ni mooy institution financière yi loolu nag lan moo koy indi maanaam mooy immaturité totale
Toujours dans votre acte du jour de ce 13 octobre 2025 sur VIP People TV suñ fa jógee dañuy dem seeti ji Moubarak Lo un intellectuel un économiste de haut niveau ginnaaw nag defoon na ay révélation yu doy waar balaa li nga xamante ni mooy Pastef di egsi ci nguuru Sénégal ginnaaw nag xamaloon ni que daal ñii nga xamante ni ñoo doon xëccoog Amadou Ba te mu jaral leen lu nekk bés bu ñu nekkee ci bopp réewu Sénégal sénégalais yi dinañu xam lépp dëgg la comme nuñ koy waxee rek du magum xamoon naa ko magum waxoon naa ko la te li mu waxoon démb balaa Pastef di egsi ci pouvoir tey Sénégal loolu la ñuy dund dama bëgg ñu déglu ji kàddu yi nga xamante ni Moubarak Lo defoon na ko kan mooy Moubarak Lo nag mooy magu kii nga xamante ni mooy Al Amin Lo moo nekkoon fële ca banque centrale ci régime président Macky Sall jamono ji mu nekk ministre d'État auprès du président de la République Bassirou Diomaye Faye moo génn bërki démb doon wax ni que daal fii ci RTS que dette bi daal soutenable na bu ñu dem nag bay wàññi salaire yi bërki démb moo demaat fële ca Maïmouna Ndour Faye xamal ni que daal lii di régime Macky Sall dañu dribblé woon li nga xamante ni mooy banque centrale mu doon ay wax yoo xamante ni waxu no sens la dama bëgg nag ñu déglu ji kàddu yi nga xamante ni magam di Moubarak Lo waxoon na ko balaa Pastef di egg ci bopp nguur gi ñu dellu si waat. parce que man dëkk Afrique yi fu ma fa dem damay liggéey uma problème yooyu adduna bi xam nañ ma et cetera donc li may def nii lu ma gëm la li ma gën a yëkkati nag ca dëgg-dëgg lii moom témoignage laa ciy def damaa gëm ne ñii nga xam ne ñoom la Amadou Ba di gën a xëccool réew mi suñu yoree réew mi du baax ci réew mi kooku moom da sama yaram moo ko yëg ne vraiment lii ñu jot a am ak yi ñu am mën nañ ko yàq te réew mi mën naa jaxasoo tamit ci sama expérience kon ñoo ko déggandoo muy Moubarak Lo di mag ci kii nga xamante ni mooy Al Amin Lo actuel ministre d'État auprès du président de la République Bassirou Diomaye Faye ñu koy dégg muy wax ci situation économique bi lu bare alors que tey jii lépp lu soxal dette cachée wala chiffre falsifié wala maquillé su dee am na ci régime parti Macky Sall kon nañ jàpp ni moom Al Amin Lo am na ci responsabilité mais bi nga xamante ni tey jii dafa nekk ci ginnaaw parti bi nga xamante ni mooy Pastef dafa mel ni ko daw responsabilité am li mu wax tey ak lu muy wax suba dara du ci mango kii nag nga xamante ni mooy magam moom daal tey jii xam nañ ko partout à travers l'Afrique fépp fu mu ci dem dafay daal di liggéey waaye prédiroon na ko mooy li may wax du magum xamoon naa ko mais magum waxoon naa la ko duo bii nga xamante ni moom ñoo jiite bopp réewu Sénégal te ñu doon xëccoog Amadou Ba xamaloon ni que bés bu ñu leen falee ba teg leen ci bopp réewu Sénégal danañu yàq li nga xamante ni daal maanaam mooy réew mi ba noppi réew mi dina jaxasoo lu ko waral nag tey jii gis nañu réew mi yàqu na économiquement yàqu na suñu note ñi ngi koy dégradé kenn wóolatuñu ñi ngi leb ay bor yoo xamante ni kenn xamul fan la féetee investissement amul lépp ci ay dépenses de prestige la moytu ba noppi réew mi daal di jaxasoo jàpp ne ñii di tëj kaso suba ngoon guddeeg bëccëg lii di cohésion nationale bi daal dinañ koy yàq gis nañu ci plateau yi gars yi di yëkkati ay kàddu yoo xamante ni mën na jur sax li nga xamante ni mooy guerre civile kon li nga xamante ni mooy Sénégal bu jaxasoo bi moom Moubarak Lo di mago ki nga xamante ni mooy Al Amin Lo waxoon na ko démb tey soog a ñëw kon yaakaar naa ni mag mat naa bàyyam ci réew lu ko waral nag tey jii dina gis loo xamante ni ay gone duñ ko am ndaxte xamaloon na que ñi nga xamante ni ñu ngi leen di dénk réew mi seen âge ak seen gone waaye ak seen ñàkk expérience seen ñàkk de parcours ku leen dénk lu toll ni état bu Sénégal dinañ ko yàq bu mu yàqu yàqet te ba noppi dinañ jaxase réew mi et je crois que waxi Moubarak Lo yi tey jii moom la Sénégalais yi di dund. Toujours dans votre acte du jour de ce 13 octobre 2025 sur VIP People TV suñ jógee ci Moubarak Lo dañuy dem ci plateau jàkkaarloo fekk ji fa Bouba Ndour en tant que chroniqueur ginnaaw nag barki démb ci li nga xamante ni daal ñu ngi ko doon def fële ca forum Invest gis nañ daal ki nga xamante ne mooy leader au parti Pastef yëkkati fa daal ay kaddu tudd fa daal benn somme boo xam daal toll na ci 13 000 milliards yoo xam daal collecté na ko 51 projets yoo xam daal signé na ko ak 13 millions d'emplois yoo xam daal bëgg na daal dina ko créer fii ak 2050 mu doon 520 000 emplois par an mu doon 1444 emplois par jour ginnaaw nag bi mu ko waxee ay militants Pastef yoo xamante ne dañoo yuuxu daal di tàccu moom Bouba Ndour lan mooy réaction am jëmale ko daal ci li nga xamante ni wax nañ ko barki dem moom jàpp ne que daal comédie la ak théâtre boo xamante daal ñu ngi ko doon amal foofu ca centre conférence internationale bu Abdou Diouf nañu déglu ji Bouba Ndour dellu si waat. pas être aussi grave bi man daf maa jaaxal aussi naïf que ça c'est-à-dire que doom ku mu mënti nekk doo ma génn ne ma am naa 13 000 milliards xaw ma rek ma ne wóo affaire bi de ku ko ci gëm da ngay nax sa bopp. le Sénégalais man doful ba ku mu ci mënti nag muy président Diomaye Faye wala premier ministre Ousmane Sonko woy 13 000 milliards ñu ne 13 000 milliards day def ci kii ñu ci gën a bëri ñuy joxe ay kii xamuñu sax fu ñu jaar man en Afrique boo mënee 13 000 milliards 10% laay nii moom la moo koy boo nga koy gis moom laay gëm parce que bugguma am benn déception benn moment nag économie dina toll fenn xam ne ndërmeelu que da ngay bëgg a susciter espoir ci nit ñi
nga commencé leen wax ay wax yoo xam ne nit lañu commencé naan merci demain dara dina ñëw les politiciens aussi ils ont l'art de faire ça parce que kon ñoo ko déggandoo muy réaction bi nga xamante ni moom Bouba Ndour wax na ko jëmale ko daal ci li nga xamante ni dégg nañ ko barki démb jëmale ko daal ci 13 000 milliards yi nga xamante ni moom leaderu parti Pastef daal dina koy annoncé fële ñu bëri daal di yuuxu ne wooy ne ku ko ci def da ngay nax sa bopp moom duggul ci genre comédie yooyu ndaxte li ñuy wax yëpp maanaam ay promesse la amul dara loo xamante ni tegul na ci loxo donc nañu jàpp ne ko loolu ay wax yu daanu si saar la gëmu ci ñaari salaamaaleykum xam nañu fii ci Afrique pour nga génnee fi si xaalis ñu bëri dañuy taabal daal di koy tegal kon tey jii li nga xamante ne mooy 13 000 milliards yooyu yaakaar naa ni tey jii suñ ko mënoon génnee duñu dem di topp ci ginnaaw li nga xamante ne maanaam mooy FMI pour mu décaisser leen barki démb dégg ngeen président Bassirou Diomaye Faye bi mu jàkkaarloog France 24 nee na FMI na gaaw ndaxte bailleur yëpp FMI la ji déglu kon yaakaar naa ni ki nga xamante ne mën nga génnee 13 000 milliards donc loolu ay wax yu dox la même loolu tey jii beneen président su ko waxoon jëmale ko ci Afrique moom dina jàpp daal xëy na 10% moo ci daal di nekk jëmale ko daal fii ak 25 ans daal ñoom jàpp nañ daal mën nañu créer 13 millions d'emplois loolu suñ ko xaymaa tey jii par at maanaam muy 520 000 emplois par at weer bu nekk nga daal di créer 43 333 par jour nga créer 1444 emplois loolu moom yaakaar naa ni comédie la ak théâtre ak bëgg a neexal waxtaan ñi nga xamante ne nag tey jii duñu xalaat maanaam dañ jàppee seen bor ñoo xamante ne tey jii amuñu xel ñoom daal saa yi ñu waxee rek dañuy yuuxu daal di tàccu alors que loolu mën nañ fi toog fii ak 50 ans duñu ci gis sax lu toll ni bën bënu puso boo xamante ne réalisé nañ ko dafa jot nag ñu daal di yeewu xam li nga xamante ne yanu na maana waaye nañ xam ne que askan bi yeewu nañu bu baax a baax ñi ci ñaawul nag tey jii mooy ñi nga xamante ni ñoom ñoo topp seen ginnaaw di leen tàcc di leen yuuxu yaakaar naa nag ñooñu ñoo leen nara lool mu doon daal réaction yoo xamante ni Bouba Ndour def na ko daal ci li nga xamante ni dégg nañ ko barki dem fële ca centre conférence internationale bu Abdou Diouf bu Diamniadio ci forum Invest bi jëmale ko daal ci 13 000 milliards yi jàpp nañ daal ay waxu comédie la toujours dans votre acte du jour de ce 13 octobre 2025 sur VIP People TV suñ fa jógee dañuy seeti jot la républicaine président parti UPR Ndeye Sow Leila ginnaaw nag kàddu yi nga xamante ni dégg nañ ko barki démb moom Habib Sy daal di koy yëkkati jëmale ko daal ci présence su l'ancien président de la République Macky Sall sur la scène internationale bëgg a porter li nga xam daal mooy agenda Afrique jëmale ko daal ci scène internationale bi ci biir loolu nag moom Habib Sy ginnaaw nag ba mu nekkee PCA tey jii ci régime bi nga xamante ni ñoom ñoo fi nekk dafa yëkk daal ay kàddu ne Macky Sall dafa war a retraité génn ci langue politique bi dem toogi noppalu ji ci biir loolu nag moom Ndeye Sow Leila daal dina koy tontu yu forox nañ déglu ji tontu Ndeye Sow Leila ak ki nga xamante ni mooy Habib Sy bi jeex na mais il faut ma laaj la ci Habib Sy mi ne président Macky Sall dafa war a wàññi poste yi même à l'extérieur rek yooyu yëpp yi muy def daal politique bi muy def da ko war a arrêté bàyyi Diomaye mu doxal xam nga lu ma lay yëgal man c'est mort vivant là mag ñu ñàkk fayda yu amul bopp yi man bëgguma sax wax ci ñoom Habib Sy amoo fulla amoo fayda mag mu ñàkk fayda nga mag mu ñàkk jom nga yow lekk nga fu ne lekk nga ci Senghor lekk nga ci ab yow lekk nga fu ne xam nga yow kii moo doon gàddul Khalifa Sall saagam moom ci noonu la amee ay nomination ànd ak waaw ànd ak Khalifa Sall di ko téel saagam nekk suq Khalifa Sall xam nga ne nekk suq Khalifa Sall ba toll fi nga toll moo tax ak ñàkk ñaan boo ñàkkee ñaan nii ngay demee ñàkk ñaan a tax nga topp ci ginnaaw Diomaye ak Ousmane Sonko mën leen a jur xam nga li muy wax c'est pour plaire encore une fois mais xam na ne doxewul noonu il sait très bien que lii muy wax du dëgg bàyyi ma say squelette vivante là aucune classe aucune personnalité yow da nga fàtte te image boobu teg leen ko keroog ba ngay Sénégal di tàkk nga nekk mag war a yor sa kurus ñaanal Sénégal ngay wàcce escalier yi nga ne ba xam dëkk baa ngi tàkk loolu duñ la ko baal ba keroog yomal xiyaam yàlla na la suñu àq dal yàlla nañ la gis deel yow Habib Sy ñàkk fayda bay bëgg a dee vaurien yi ngeen doon. l'émission tire à sa fin Ndeye Sow Leila sama système. non dafa am ay paa yu ñàkk fayda quoi am paa yu war a defar. gis Ousmane Sonko war a def ay bêtises nga yedd ko parce que ñoom bu ñu nee bëgg nañ Ousmane Sonko bëgg nañ Diomaye du dëgg gis nga laat booy ànd ku la dul wax dëgg ba kooku bëggu la kooku sa noon la ku lay poussi yenn yi kooku sa noon la ku lay utal ay noon kooku sa noon la. Habib Sy mënta nekk mag di wax ne Macky Sall moom na arrêté vie am na Macky Sall arrêté noo yi pour plaire. kon ñoo ko déggandoo muy la réplique pimentée Ndeye Sow Leila n'a pas hésité craché li nga xamante ne mooy vérité am jagleel ko daal kii nga xamante ne mooy Habib Sy bi nga xam daal nee na Macky Sall dafa war a arrêté politique dem toog noppalu ju Macky Sall bi toll ci 66 ans Habib Sy nee na dafa war a bàyyi politique moom Habib Sy toll ci 88 ans liggéey ak Senghor liggéey ak Abdou Diouf liggéey ak Ablaye Wade tey jii mu topp ci ginnaaw kii nga xamante ni tey jii su doon bëy mën na ko taawloo muy président Bassirou Diomaye Faye kon donc Habib Sy su ne Macky Sall
war na mën a bàyyi politique moom Ndeye Sow jàpp ne daal ñii nga xamante ni ay mort vivant lañu ay escrocs yoo xam dañuy taxaw duñu dara lu dul ñi nga xamante ni maanaam dañuy doon ay toppaate ndaxte kii di Habib Sy moo doon téyal kii nga xamante ni mooy Khalifa Sall cartable am tey jii moom moo delluwaat daal bëgg a wax Macky Sall waaye am na ñoo xam ne daal moom du wax ci ñoom ndaxte tey jii suñu amoon jom ñoom ku nekk mën na wax ci kii nga xamante ni mooy Macky Sall mais jàpp ne daal sortie bi nga xam daal Habib Sy def na ko ci Macky Sall dafa doon benn sortie bu indigne en tout cas teg na ci daal li nga xamante ni mooy kii dafa ñàkk jom ni ko waykat bi waxee dootoo ko defati en tout cas Ndeye Sow lay laa daal nee na Habib Sy dootoo ko defati. Toujours dans votre acte du jour de ce 13 octobre 2025 sur VIP People TV suñ fa jógee dañuy dem ci kii nga xamante ni mooy Pape Abdoulaye Touré bokk ci parti Pastef moom mi jàppee boppam daal que ci événement yi fi amoon 2021 ba 2024 dañ ko doon torturer te ñu ko doon torturer du kenn ku dul kii nga xamante ni mooy ay nervi mu tudd ci turu kii nga xam daal mooy Pape Malick Ndour bi nga xamante ni bërki démb da doon voyager ñu interdire ko mu quitter le territoire ba noppi ñu convoqué ko fële ca section de recherche ginnaaw nag buñ ko entendre ba pare bàyyi ko mu ñibbi kii di Pape Abdoulaye Touré bi nga xam daal boobu ba tey mi ngi réclamé daal justice jëmale ko daal ci li fi xewoon ca mars 2021 ba mars 2025 dafa yëkkati woon nag ay kaddu daal di koy wax en 2023 ak ay kaddu yoo xamante ni waxoon na ko en 2025 ci ñu ko doon torturer dama bëgg nag ngeen déglu ji ñaari version yi may laaj nag ñaari version yi ban moo ciy dëgg kii laajte justice da nga joxee ñaari version yoo xamante ni yow xamoo ban moo ciy dëgg est-ce que justice mën na la jox dëgg nañ déglu ji Pape Abdoulaye Touré dellu si waat. yow yaa ngi ubbi enquête chef Sow mi mën na réer ci gendarmerie bi chef Sow mi où est passée la main courante de la brigade de la foire ñoom ñoo ma yëpp déposé nervi yi yóbbuwuñ ma brigade foire chef Sow moo jël pick-up ànd ceeg ay éléments am yóbbu ma ba brigade foire mooy ay téléphone ñi ngi nii ci ñoom raccroché sama appel menacé ma de mort boole ma ceeg ay saaga bëggoon ma yóbbu bu ñuy yóbbu nag gendarme yi dañ ñoo won ginnaaw jiitu bàyyi mag ñaari nervi yi ma téye yeneen ñaari nervi yi nekk ci scooter bi taal scooter bi ñu topp mais ci ginnaaw rek commencé woon nañ ma faa dóor ñoom nervi yi man yow li ngay fen laa bëgg a xam yow yóbbu nañ la ci tubaab bi dara yóbbu nañ ci sëriñ si dara sa fenukaay bi ci boppam laa bëgg ñu yóbbu ko Hollande rocc ko fobeere ko waa léegi li ma ne la yow sa mémoire maanaam sa kii sa mémoire ñaata ziga la sa mémoire fenukaay bi ñaata ziga la waaw. kon ñoo ko déggandoo Pape Abdoulaye Touré déclaration bi la def en 2025 maanaam biñ koy torturer di ko jàpp chef Sow ñoom ñoo ko jël muy gendarmerie ñoo ko dugal ci pick-up bu gendarmerie yóbbu ko nee na ay nervi yóbbuwuñu ko fële nga xamante ni maanaam mooy ca gendarmerie moom Pape Abdoulaye Touré ci boppam moo tulli moo mbalax ci même discours boobu Pape Abdoulaye Touré en 2023 nee na ay nervi ñoom ñoo ko jàpp dóor ko gendarme yaa ngi foofu ba pare seetaan ko jox ko nervi yi pour que ñu yóbbu ko am keneen koo xamante ni mi ngi yoroon scooter ci ginnaaw ñuy laajte nag Pape Abdoulaye Touré bii nga xamante ni dafa bëgg a justice ne dañ ko torturer est-ce que Pape Abdoulaye Touré li muy wax xam na ko ndaxte gendarmerie yóbbuwu ko en 2023 en 2025 gendarmerie moo ko yóbbu nervi yóbbu ko en tout cas doon na daal li nga xamante ni doy na waar ndaxte vaar yi ñi ngi fii boobu ba tey ndaxte Pape Abdoulaye Touré nee na 2025 kii di chef Sow ak ay éléments ñoom ñoo ko yóbbu 2023 nee na ay nervi ñoom ñoo ko yóbbu gendarmerie en tout cas maa ngi laajte daal diggante 2023 ak 2025 lan moo fi xew en tout cas Pape Abdoulaye Touré bii nga xamante ni dafa bëgg a réclamer justice moo tax sénégalais yi man leen ñii nga xamante ni ñi ngi taxaw di wax dara yëkkatiwu leen lu dul jéem a sosal ay nit yàq ay góor bëgg a manipuler askan bi ndaxte benn nit soo yëkkatee ñaari kàddu yoo xamante ni yow lañ ko def ak torture nu mu méttee waroo mën a fàttee benn yoon ñan ñoo la yóbbu démb ay nervi ñoo la yóbbu xëy gendarme ñoo la yóbbu nervi yóbbu ñu la en tout cas xaaral ba mu leer ci sa bopp pour que ñu mën la defal justice pour que ñu xam kan moo la torturé ak kan moo la torturé wul. toujours dans votre acte du jour de ce 13 octobre 2025 sur VIP People TV suñ fa jógee dañuy dem ci agence de notation bi di Moody's ginnaaw nag dégradation bi nga xamante ni defaan nañ ko ci notu Sénégal par Moody's li nga xam daal mooy ministre des finances et du budget Cheikh Diba moom daal dafay wax benn hypothèse boo xam daal bu spéculative la jaaxle ko daal ci ay subjects yoo xam daal dañ ko biaisé moom daal gëmul notation bi nga xam ne daal tey jii Moody's def na ko moom mii di ministre des finances et du budget di Cheikh Diba ci benn communiqué de presse boo xam daal daf ñu bëgg a xamal daal que li nga xam daal mooy regret boo xam daal gis na ko ci décision bi nga xamante ni agence de notation Moody's Investor Service daal dina koy daté le 10 octobre 2025 mu relatif ci notation souveraine bi nga xamante ni réewu Sénégal moom la soxal suñu sukkandikoo nag ci action bi nga xam daal dafa wàccee waat notu li nga xamante ni mooy crédit bu Sénégal jógee ci B3 ba CAA1 en tout cas lépp loo xamante ne dafa doon loo xamante ni ay perspective la dañ ko doon loo xamante ni lu inchangé la reposé wul dara tuddul ci ay hypothèses yu spéculative subjectif ñu doon loo xamante ni yu biaisé moom daal Cheikh Diba gëmu ko
ko amul benn yoon boo xamante ni dafa refléter li nga xamante ni mooy réalité jëmale ko daal ci fondamentaux économiques yoo xamante ni réew bi teg nañ ko amul benn mesure politique wala publique boo xamante daal mettre nañ ko en œuvre jëmale ko daal ci consolider li nga xamante ni mooy stabilité budgétaire ba noppi renforcer li nga xamante ni moom la ñu tuddee soutenabilité dette bi ginnaaw nag bi mu ko xamlee moom Cheikh Diba ministre des finances et du budget en premier rang ci réforme bi nga xamante ni dafa expliquer lépp loo xamante ni dafa soxal benn figure de plan de redressement économique et social muy presse amul benn yoon boo xamante ni mettre nañ ko en exécution notamment muy travers li nga xamante ni mooy adoption bi ñu def fële ci assemblée nationale jaarle ko daal ci li nga xamante ni mooy révision code général des impôts jëmale ko daal ci benn code boo xamante ni moo soxal wàllu investissement moom mi nga xamante ni mooy ministère des finances dafa daal di soutenir que lépp loo xamante ni initiative la doon na daal loo xamante ni c'est hasardeuse infondée et injustifiable mu doon daal loo xamante ni lu partiel la lu prématuré ay sources yoo xamante ni dévoilé nañ ko mu ñëw tey jii ñu daal di koy confirmer ci benn ligne de conduite boo xam ne daal c'est douteuse moo dise suñu sukkandikoo daal ci Sénégal depuis ay weer li nga xamante ni mooy Sénégal day réaffirmer benn détermination pour mën a poursuivre lépp loo xamante ni mooy politique économique am sukkandiku ci ay responsables yu rigoureuse transparence indi ci li nga xamante ni mooy parfaite cohérence respect jëmale ko ci engagement ak ay objectifs de développement ginnaaw nag moo dis lépp loo xamante ni davantage mën na sukkandiku daal ci ay rigueur ak ay responsabilité dafay sukkandiku ci ay analyse daal di privilégier ay critères yoo xamante ni yu tangible la ginnaaw nag lépp loo xamante ni date de publication la amul benn yoon boo xamante ni bàyyi na benn intention bu réel ci ginnaaw li nga xamante ni daal mën nañ ko tuddee précipitation moom ministère des finances dafay soutenir daal que li nga xamante ni mooy benn robuste fondamentaux bu Sénégal sukkandiku daal ci ay manifestes yoo xamante ni suñu jaaree ci li nga xamante ni mën nañ ko tuddee tey lii di mobilisation réussi jëmale ko daal ci financement diversifié ba noppi tekk ci loo xamante ni dañ koy illustrer ci ay importantes levées de fonds yoo xamante ni ñu ngi koy amal ci marché régional jëmale ko daal ci élargissement boo xamante ni bu continue la ak ay partenaires financiers yoo xamante ni dañ ko inclure ci banque commerciale internationale mu doon benn exécution budgétaire boo xamante ni dañ ko maîtriser mu conforme ak ay objectifs yoo xamante ni dañ ko fixé par ay autorités ci matière ou discipline de consolidation finance publique ànd ci li nga xamante ni daal maanaam mooy fii ak juin 2025 mu doon benn déficit boo xamante ni suñ ko xayma dina toll ci 588 milliards de francs CFA mu doon taux d'exécution boo xamante ni recette bi dañ ko xayma dina toll ci 50% ci benn ligne boo xamante ni dañoo am objectif déficit 7,8% jëmale ko daal ci li nga xamante ni mooy suñu produit intérieur brut du PIB en 2025 ubbi nag ay voies yoo xamante ni daal day indi atteinte objectif 5,0% ci PIB bi en 2026 ginnaaw nag lépp luy perspective de croissance économique dafa doon lu dynamique ñu porté ko ci ay réformes structurelles jaarle ko daal ci développement secteur énergétique amélioration climat affaires renforcées adoption récente jëmale ko daal ci code bi nga xamante ne tey jii mën nañ ko tuddee code des investissements Sénégal suñ ko noté jëmale ko daal ci ministère des finances dafa demeurer confiant ci benn solidité boo xam ne daal seen économie am na ko ba noppi daal di invité partenaires yi ak investisseurs yi ñu daal di apprécier situation réelle bi nga xamante ni réew mi ngi koy teg daal ci ay base information yu fiable analyse équilibrée ci ay faits yu objectif ginnaaw loolu daal moom Cheikh Diba di ministre des budgets et des finances nangul benn yoon li nga xamante ne daal mooy note bi nga xamante ni Moody's wàccee waat na daal notu Sénégal yóbbuwaat ko CAA1 moom daal jàpp ne que daal loolu maanaam teguwul fenn maanaam loo xamante ni lu erroné la gëmu ko waaye lu jaaxal askanu Sénégal balaa Moody's di noté Sénégal le président de la République du Sénégal moo njëkk noté Sénégal moo fi taxaw carrément mais amatuñu marge de manœuvre bi ñu jógee foofu deuxième personnalité bi taxawaat mu ne ñi matt bi dafa tooy xep muy El Malick Ndiaye ki nga xamante ni moo topp ci El Malick Ndiaye moo fi taxaw ne ñi ngi 4e sous-sol pays en ruine lañ nekk moom Cheikh Diba moo taxaw barki démb assemblée nationale ne gaal bi fépp la bënne ñoom mën nañu noter Sénégal waapee ko ba ci suuf Moody's ñëw fekk ci leen ba pare ñu bëgg a contester Moody's alors que ñoom ñoo njëkk a noter Sénégal en tout cas war nañu xoolaat bu baax a baax seen communication. Toujours dans votre acte du jour de ce 13 octobre 2025 sur VIP People TV suñ fa jógee dañuy dem seeti ji deuxième personnalité bi di El Malick Ndiaye président assemblée nationale ginnaaw nag message boo xam daal jagleel na ko daal FMI ak li nga xamante daal mooy banque mondiale nee na daal ñoom xaaruñu FMI xaaruñu banque mondiale waaye sa président du loolu la wax barki dem bu mu jàkkaarloog France 24 dafa ne FMI na baral loxom ndaxte ñëpp ñu ngi leen di xaar kon FMI soxla ngeen ko bu baax a baax moom El Malick Ndiaye nag ginnaaw bu mu nekkee visite foofa ca yang-yang muy samedi bi di président assemblée nationale El Malick Ndiaye moom ci boppam moo présidé li nga xamante ne mooy benn cérémonie de remise des prix balaa muy adresse daal benn message ferme jëmale ko daal ci institution financière internationale notamment muy fonds monétaire international FMI ak lii di banque mondiale li mu leen bëgg a xamal daal mooy lii di plan de redressement bi nga xamante ni tey jii dañ ko lancé dafa wane ni que daal que lépp loo xamante ni ay institutions yu Bretton Woods la muy FMI banque mondiale amul benn yoon boo xamante ni bëgg nañu liggéey jëmale ko daal ci li nga xamante ni tey jii mën nañu soutenir lépp loo xamante ni ñoom mën nañ leen xaar ginnaaw nag bi mu ko xamlee moom El Malick Ndiaye insisté na daal ci volonté bi nga xamante ne Sénégal daf ko am pour avancer jëmale ko daal ci benn politique économique bi nga xamante ni sans FMI amul benn concours partenaire lépp loo xamante daal mën nañu avancer loolu dafa jëm daal ci li nga xamante ni tey jii mën nañ ci sukkandiku pour que ñu mën a avancer ensemble
en tout cas lépp loo xamante ni mi ngi koy joxe ci exemple yeneen réew yoo xamante ni tey jii ñi ngi daal di développé wu te soxlawuñu benn yoon FMI ñoom daal xaaruñu benn yoon FMI moom président assemblée nationale El Malick Ndiaye également dafa reconnaître benn défi économique hors quel boo xamante ni réew mi ngi jàkkaarloog moom ba noppi mu réaffirmer waat détermination am jëmale ko daal ci gouvernement bi en tout cas dina poursuivre daal lépp loo xamante ni tey ji mooy ay effort am jëmale ko daal ci redressement ci li nga xamante ni mooy bor bi doon na daal loo xamante ni lu colossal la mais tey ji lu ñu mën a empêcher daal pour que ñu liggéey mi ngi koy assurer daal xaaruñu benn yoon FMI en tout cas wuute nag daal kàddu yi nga xamante ni moom président Bassirou Diomaye Faye moom la wax ci France 24 soxla nga FMI soxlawoo FMI boobu ba tey yow yaa nekk ci ginnaawam di daw FMI amul benn yoon boo xamante ni soxla na la tey ji kon soo yëkkatee kàddu boobu jëmale ko ci plan de redressement économique bi nga xamante ni mën ngeen ko redresser seen bopp yaa njëkk a taxaw xamal ni que réew mi dafa nekk ci li nga xamante ne mooy matt bi dafa tooy moom mii nga xamante ne mooy Cheikh Diba ne gaal bi fépp la bënne kon yaakaar naa ni tey jii dafa am ay contradiction jëmale ko daal ci communication bi nga xamante ni ñu ngi koy dégg ci deuxième personnalité bi nga xamante ni tey jii xamul lan mooy diplomatie boo xamante ni mooy externe diplomatie externe nag dafa bokk ci bànqaas yoo xamante ni dafay téye sa économie moom it mi ngi damm beneen tànk boo xamante ni tey jii dafay yàqal li nga xamante ni mooy réewu Sénégal. Toujours dans votre acte du jour de ce 13 octobre 2025 sur VIP People TV dama bëgg a gis seetaan yi ancien employé yi nga xamante ni ñoo doon liggéey fële ca des médias du groupe de télévision bi nga xamante ni Bougane Gueye Dany moo ko moomoon ku ci nekk ci ñoom yëkkati woon nga ay kàddu seede yu rafet teg ko ci ndodd ki nga xamante ni mooy Bougane Gueye Dany tey jii nag bi nga xamante ni gis nañu seen intérêt feneen ñoom ñëpp woon nañu ginnaaw Bougane Gueye Dany te ku ci nekk ci ñoom gis nañu kàddu yi nga xamante ni yaa ngi koy teg ci ndodd Bougane Gueye Dany Olof Ndiaye nag nee na lëg su lekkee alam naka gërëmee cooy est-ce que ñii bañu lekkee alam bi gërëmee nañ ko cooy wala gërëmee wuñu ko cooy en tout cas sénégalais yi war nañ jàngaat bu baax a baax lii àndul ak benn yoon suñu ay valeur ak suñu culture nañu déglu ji ancien élément Bougane Gueye Dany tey ñii nag ñu nekk les nouveaux éléments jël yi nga xamante ni ñoom ñooy défendre parti bi di Pastef. Retrouvez-moi, ce sera très bientôt. bi may ñëw des médias dafa am lu ñu signé man ak Bougane bi may signé ak moom loolu mu am gàllankoor boo xam ne amoon na ci sama vie familiale mu ne ma lii di gàllankoor warul du noonu ci gàllankoor ci yow lii la ñu signé woon man ak yow ci wàllug salaire man maa la ci yokkal 100 000 francs pour que chaque mois pour que gàllankoor bële bañ a am ci yow. signé ak nit ki ne ko dem 100 francs nga may fay nga am benn possibilité mu fay la 100 francs yooyu parce que moom ngeen signé mais mu gis ne ni am na lu indi lu dugg sa biir kër wala sa famille loo xamee ni chaque mois di nga joxe beneen 50 francs mu ne léegi yow 50 francs boobu yow doo ko jël say 100 francs man maa lay jox 50 francs boobu. Je vous donne rendez-vous à très bientôt. ñu ñëwee ci Bougane man dama gëm ne fekkee ba gëm Serigne Touba ndax première màggal Touba bu Zik FM man ak Mamadou Ndiaye Doos ak Soxna Fall ñoo dem ak ñi nga xam ne ñoo ne ci kër gi muy sukki ak ñeneen ñi ci nekkoon mu jël ay écran géant jox ko addiya Serigne Touba li wër jumaay Touba ma fekkee boobu Zik FM amagul télé muy rajo kese ma gëm ne kii dafa bëgg Serigne Touba te li may wax asalaamaaleykum àddina asalaamaaleykum waa Sénégal li ngeen doon xaar nag yegsi na Bougane daf ma fekk may chômer ma ne ko damay wut liggéey xam nga li ma la ma toog rek mu ne ma waa mbër waaw mën nga commencer suba ma ne ko d'accord mu ne ma waa mais lu ma lay fay nag ma ne ko ndeysaan moom créé na lu bari waaw ne ci ba lii nii xew nii tey tu lui dois beaucoup absolument suñu waa kër tamit am ci moom mbégte waaw vraiment daal am na daal fu ma jëlee ak fu ma yóbbu nag. asalaamaaleykum. Bougane moo ma jëkk a jox oto may dawal Bougane moo génne chèque yi bind ci 2,8 millions ma dem Màkka Bougane moo ma permettre ma am ñaari oto yu ma moomal sama bopp Bougane moo ma permettre ma tabax étage. kon ñoo ko déggandoo Birahim Touré Fatou Abdou Ndiaye Ahmed Aïdara Mansour Diop. tey nag ñoom ñooy quadrupé bi nga xamante ni tey jii ñoom ñooy wax lu bon ñooy yàq lu nekk kii nga xamante ni mooy Bougane Gueye Dany nettali nag ci làmmiñu boromam la dàqee ku ci nekk ci ñoom wax nga ay seede yi nga séq ak Bougane Gueye Dany jëlee ko ci Birahim Touré gis ngeen seede yu mu yëkkati daal di koy teg ci Bougane Gueye Dany jëmale ko ci situation bu mu amoon ci këram ak salaire am bi mu amoon Bougane daal di ko koy assuré yokkal ko di ko fajal dégg ngeen kii nga xamante ni tey jii maanaam mooy Fatou Abdou Ndiaye seede yu mu def ci Bougane jamono ji muy jël ay panneau solaire di ko mayee fële nga xamante ni maanaam mooy ca Touba boobu Sen TV existé gul Ahmed Aïdara nag kazalikal noonu kii di Mansour Diop kazalikal noonu ñii ñoo taxaw tey ci micro di daal di wax sénégalais yi ubbi leen seen bët bu baax a baax démb moo tax ñu naan tey
ndaxte lëkk su lekkee alam naka gërëmee cooy est-ce que ñi alam bi ñu lekk gërëmee nañ ko cooy yaakaar naa ni mën nañu wax gàcce ngalaama Bougane Gueye Dany gisuñu ko benn yoon mu tontu leen wala mu yëy yàbbi lim leen waroon defal na ko ci suuf ñoom ñoo yëkkati seen làmmiñ daal di koy wax askan bi yëpp jot ci tey ñoom ñoo woon Bougane Gueye Dany ginnaaw maanaam soo lekkee ci ndab ba mu jekk ubal teranga la waaye soo lekkee ci ndab ba mu jekk nga daal di football loolu ñàkk teranga la kon à vous de juger. Toujours dans votre acte du jour de ce 13 octobre 2025 sur VIP People TV suñ fa jógee dañuy dem ci parti bi di Pastef ginnaaw nag bi nga xamante ni influenceurs yi ñoom ñoo doon xeex ci seen biir bërki dem bu gis nañu Azoura Fall ak ki nga xamante ni mooy Ndiaye Touba gis nañu Kayre Azoura Fall gis nañu jamono ji ñoom ci seen bopp ñooy rayante seen bopp jamono ji nag ki nga xamante ni maanaam mooy journaliste yi nga xamante ni ñoo bokk ci projet bi muy Xalaat TV ak Xewulo ñoom daal jamono ji ñoom ñoo nekk daal di rayante di vilipender seen bopp léegi dootul Pastef ak ñi nga xamante ni mooy opposition bi mais Pastef ak Pastef la nañu déglu ji daal li nga xamante ni maanaam mooy xeexu journaliste pro li nga xamante ni mooy Pastef ginnaaw nag influenceurs yi bi ñuy xeexee ba pare léegi nag ñi nga xamante ni mooy journaliste pro Pastef yi ñoom ñooy rayante ci seen biir. Babacar Touré il fait partie de ces personnes. C'est un faux type, c'est un menteur, c'est un imposteur dafay mbubboo loo xam ne doon ko te là ñun aussi. la preuve Pastef ak seen yenn saagakat commencé nañ ma di ma ngawti parce que je ne peux pas comprendre ça c'est l'occasion ma def benn règlement de compte ak waa Xalaat TV kenn xamu leen ci journalisme Xalaat TV kenn xamu leen ci espace public Sénégal en tout cas ñun on est là depuis plus de 20 ans def nañ fi lu ne ci wàllum journalisme créé nañu ay entreprise donc c'est ça quoi donc li mu doon wax yëpp day kàcc waxul dëgg c'est-à-dire que c'est une personne boo xam ne c'est un faux type de dinañ ko démasquer le gars warul waxati. sama relation ak Ousmane Sonko dépassé na leen du sama relation ak Pastef parce que ñu ci bari ci Pastef pour man ay nit la ñoo xam dañu làq woon bu ñuy xeex ñun bi ñuy gàkkarloo ak régime mu Macky Sall di xeex ak moom ñoom kenn xamu leen woon wala ñu làq ñoom ñoo créé seeni média ñoom ñoo créé seen Xalaat TV ak affaire yooyu parce que mënu ma comprendre Xalaat TV lan la fi jar a def ba tey ñu war ko mën a monter jox ko licence en plus ci ñoo xam ne jamono toogee dañu newoon bokk nañ ci ñuy conseil nit ñi nan nañuy taale nan nañuy lakkee ab réew fi may jeexalee ci point boobu parce que ces relations avec tey ñi yoon war moo tax may wax sànq wàllu contexte il faut que nit ñi di xool contexte nit ki ban contexte lay waxee il a parlé dans un contexte de reddition des comptes il essaie de falsifier l'histoire xam nga souvent Sénégalais yi ñu koy wax pourquoi tu défends général Moussa Fall na ko Sénégalais yi fekk ci page am laaj ko ban relation la am ak génération Moussa Fall. bu fekkee ñenn ñi dañ naan yéen yi jarul tontu mais il faut apporter ay leeral parce que ñu naan nit bu dëkkee ci wax lu dul dëgg dama koy wax fii souvent à force que mu koy wax te amul la réplique nit ñi dañuy jàpp ni sax est-ce que nduriwul dëgg Babacar Touré mën na def live 0 minute ba 30 minutes wala 1 heure lépp ay nar la mooy vidéo bi mu defoon kër il ne fait que raconter des contre-vérités il ne fait que mentir. kon ñoo ko déggandoo ginnaaw xeexu influenceur u Pastef yi léegi journaliste pro ñi nga xamante ni ñooy Pastef ñoom ñooy reyante ci yéen biir Xalaat TV nee nañu Xewulo imposteur la c'est un manipulateur du waxkatu dëgg ngeen Xewulo lu mu wax Xalaat TV en tout cas ñoom ñaar ñëpp bokkoon nañ daal ci ñu doon taal Sénégal ñoom ñaar ñëpp bokkoon nañ ci ñu doon manipuler ñoom ñaar ñëpp bokkoon nañ ci ñu doon jàppale en tout cas yéen la ci seen biir yéen a tulli yéen a mbalax kon régler leen seen problème ci seen biir dafa jot nag askanu Sénégal daal di yeewu ci média yu mel ni Xewulo yu mel ni Xalaat TV ñoom ñi nga xamante ni démb ñoo leen doon insister pour ngeen dem ci li nga xamante ni mooy appel à l'insurrection di taal réew mi di yàq réew mi ñii nga xamante ni ñoo leen doon manipuler di leen jaxase ak ancien régime bi tey ñoom ci seen bopp ñoom ñoo toog di vilipender ci seen biir kon yaakaar naa ni yéen ñi nga xamante ni yéen leen doon déglu jot na tey jii ngeen jël seen responsabilité xam ne ñii la ñuy wax gëmuñu sax seen bopp à vous de juger merci beaucoup c'était tout pour votre actu du jour quant à moi je vous retrouve la prochaine fois. guddi gi maam moomee guddi gi ñoom ñoo ko moomee mbay guddi gi yàgg na neex na te metti na te dëgër na kaj loolu affaire bu garaaw la xale xamu ko loolu dafa am miel am plante boo xam ni su guddi gi xaajee la tudd dañ ne 45 minutes avant laalal ñaari cuillère boo laalee ñaari cuillère xoolal da ngay bëri doole da ngay bëri doole guddi gi neex lool yàgg lool livraison à domicile c'est possible kon li may wax xam ngeen lan la miel la ak ay plante loolu nag mi ngi jugee Paris mi ngi tudd la nuit nous appartient wooteel 77 751 59 59 ñi ngi bàyyeekoo Sacré-Cœur 3 ñu livré la ko yée guddi gi day neex lool